au niveau de l'information, c'est-à-dire donc de la presse, souvent, société, population région, parce que en général, il peut y avoir des programmes, c'est des programmes qui ont été réalisés, mais ce n'est pas visible. La politique de communication pose problème, puisque l'UNEC, c'est pourquoi d'ailleurs je reviens à cet élément, les programmes, toujours à un moment donné, toujours une situation annuelle ou biannuelle ou triannuelle. À cette situation, voilà, programme bi li lañu teurelone, li lañu réaliser mi ngi ni won ko. Li lañu réaliser gul, pourquoi réaliser wuñ ko, lan moy contrainte yi et kañ lañ ko wara réaliser. Cela permet ci région yi ñu mëna xam programme bi ñu waxone li def nañ ko dess na li. Lolu mo dess ci partie communication pour l'ensemble des programmes pour les conseils. C'est un peu loin sax man dama demaat ba fofu soxina parce que man dama ben affaire bo xamantene dama ko bëgg laccé monsieur Ba. Def conseil des ministres décentralisé ban njëriñ la am ba pare est-ce que dafa woon ko fi ñu ko daan defee gënul wala ñu yóbbu ko ci yenn régions yi day yokk tentamar njuróo waale am ci ay conseil des ministres loo xamante ne c'est des décisions à prendre, poser des problèmes et trouver des réponses, trouver des solutions, mais à chaque fois dañuy gis ni dañuy naan waaw dañ koy defee kees ña cay xumbal ay xumbal ak ay conseil des ministres. dafa xaw a jege sax politique mbir bi dafa mel ni campagne déguisée lay gën a njuróol. Voilà, effectivement conseil des ministres décentralisé du légui lañ ko commencé avec le président Macky Sall. En fait Senghor doon na ko def d'abord depuis Senghor. En fait l'objectif d'ailleurs c'est important, c'est-à-dire que dina tax gox bi organiser wu xamné quand même l'État, la République bolé na ko ci biir programme. Mais c'est-à-dire que lolu dafa war a nekk uniquement sur le plan économique et social. Mais ñu bañ ci dugal politique parce que loo dugal politique rek dafay dépasser complètement objectif yi. moo tax ma ne baax na mais dañ ko war a yemale uniquement ci objectif yi mooy objectif économique production yi c'est-à-dire sur le plan donc des infrastructures ak objectif social yi pour aide création d'emploi pour aider un peu ñoo xam ne ñu ngi nekk ci gox yooyu war a am yenn liggéey. Mais suñu jëlee politique jiital ko rek ay mobilisation ay section politique etc. loolu dafay effacer complètement objectif boo xam ne moom mooy. am na leneen tamit lu bokk ci actualité de la semaine mii di protocole de Rebeuss ñu gis ni fu mu toll nii moom moo nekk sujet bi nga xamante ne ñëpp a ngi ciy bàyyi xel ñu jëm ni rek gis nañ ni ki nga xamante ne moo di Idrissa Seck moom lañ ci gën a joxoñ baaraamu tuuma nga am ci yow topp sax laaj njëkk laaj mi nga xamante ne mooy lijjanti mbirum actualité de la semaine nan nga gisee yow li nga xamante ne moo jëm ci wàllum protocole de Rebeuss. waaw protocole de Rebeuss leer na man bu ma koy dégg jamono yi sax dama ciy am envie di ci reetaan ndaxte coow li bari na trop te buñ xoolee rek président de la république biñ ko ci laajee lim ci wax dafa leer nee na amalul benn intérêt ñi nga xamante ne moom mooy sénégalais yi. waaye économiquement man laay waxee man waxuma wàllum politique boo xoolee ci wàllu économie tudd nañ ci ay 74 milliards 40 milliards ba ci 21 milliards loolu bu dee lu am la bu dee. war nañ cee mën a def ay recherche milliards yooyu est-ce que amalul njariñ askan wi bu dee protocole bi am na waaye nag coow li mooy est-ce que protocole boobu am na parce que nday mili gi nga xamante ne moom lañ ciy tudd muy Idrissa Seck moom li mu wax dafa leer nee na mësula am te ba keroog jant bi di fenk aussi duñ mës a gis mu am léegi nag woote na neen nañ def jury d'honneur boo xamante ne dañ koy càmbar xool ba xam am naam amul li gën a jaaxal ñëpp li ñëpp di interroger wu moo di lan moo waral procureur bi nga xamante ne moom moo ne da koy commencer def ci ay enquête jékki-jékki ñu arrêté ko ñu annuler lépp. kon loolu doy waar est-ce que nekkul dafa mel ni est-ce que nekkul lu ñuy làq yenn déballage yi pour au fur bu ñuy gën di xuus ci li nga xamante ne moo di protocole de Rebeuss ñu génnee ci ay déballage yoo xamante ne dina metti Sénégalais yu bëri wala dina bett Sénégalais yu bëri. waaw bon. secteur boobu c'est beaucoup plus politique hein. Mais li ma ci mën a xalaat moom mooy xam nga ay information yéen ñu génne. Effectivement. Mais information yooyu yëpp li ngi génne ci biir presse bi mais ba léegi amaguñu soubassement pratique bi c'est-à-dire document de base yi. loolu moo tax man du ma ci mën a sori parce que loo xam ne fekke woo ko gisoo document de base yoo xam ne mën na la wan ne yoon baa ngi nii. moo tax wax bi rek moom moo nekk au niveau donc de la presse te lu ci président wax d'ailleurs moom mooy gisu ci tellement njëriñ parce que amaguñu éléments yi moo tax côté boobu moom man duma ci mën a sori parce que loo xamul moom waroo di ci
pousse trop te loo xam ne maîtriser wuloo élément waaw économiste la ci loolu lay gën a wax ci wàllum koom-koom ñu gis ni tamit am na leneen lu xew muy ci jëm ki nga xamante ne mooy Idrissa Seck parti Rewmi lañ ko xam parti socialiste sénégalais fu mu toll nii parti socialiste fi mu ne nii moom daanaka 2 camps moo fa am ñi nga xamante ne ñoo tuddee seen bopp ay xalifiste ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Sall gis nañ ne itam moom ay ñoñam ak ñi topp ci moom depuis 5 mars gannaaw bi nga xamante ne ñoo ngi amoon seen bureau politique te coow la fa amoon am fa ba ñu am ñu fa ñëwoon ñu duppee ay nervi gis nañ ne boobu ba tey waa DIC ñi ngi woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay ñooñu Khalifa Sall ba tax na sax Khalifa Sall jàpp ne kat moom kat dañ ko song rek ndaxte moom àndul ak politique ki nga xamante ne moo di Macky Sall loolu waral na tey jii nii gis nañ ne leena PS def na ñaari camp ñi nga xamante ne ñoo ànd ak secrétaire général di Ousmane Tanor Dieng ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak Khalifa Sall waaye li gën a graaw ci loolu mooy ñi ànd ak Khalifa Sall mooy ñi toog Dakar jamono ji te boo xoolee Dakar politiquement lu am njariñ la fii ci Sénégal te moo ne ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Khalifa Sall tey yii nii ñun ñoo am ay base politique fii ci Dakar ñu gis ne loolu tamit jëm na ci wàllum politique waaye jàng bi tamit lu bëri war nañ ko cee wax ndax résultat bac yi génn na examen dañuy jàll ci ak ci li nga xamante ne moo di rubrique éducation. fan la njàngum Sénégal jëm wala sax fan la école publique sénégalaise jëm gannaaw ba ñu gisee résultat bac yi ni mu mel mu nekk résultat yoo xamante ne doy na waar lool li ci xawaat daal xel ak as tuut ñu ngi ko jëlee ci privé bi loolu moo waral ñëpp jaaxle di laaj école publique sénégalaise ndax nañ ko xamee woon mel na ko ba tey waaye luñ ci mënti wax daal moo di seetlu nañ ne ay at a ngi nii at mu ne ay grève am at mu ne nguur gi ak jàngalekat yi signé ay accords yoo xamante ne nguur gi du ko respecté jàngalekat yi dem ay grève lenn rek lañ doon laaj moom moo doon que gouvernement bi li mu dige woon ak ñun mu doxal ko loolu nag moom la gouvernement bi deful jóg dugg école yi di xupp jàngalekat yi di leen jéem a menacer te loolu dafa tax tey fi tey suñu camarades ci école yi gën a taxaw ngir jàmmaarloo ak ñoom. loolu tax na tey ndaw ñi maanaam xale yi jàng ñoom ñoo ci gën a sonn ñoom ñoo ci ñàkk te moo ne day ñoom ñoo yor ëllëgu Sénégal yooyu résultat sax buñ ci dellusee buñ seetloo fël nga xamante ne moo di Ziguinchor waa ji lim ci wax firndeel la si. résultat yi baaxul naka jekk at mu jot résultat baccalauréat nii lay dem ci année yi passé yëpp résultat baccalauréat baaxul. d'abord damay njëkkee ni mbir mi fa mu jógee gouvernement bi am na ci wàllam nag dama yaakaar ne bokk na ci. su fekkee ni grève dafa am mu teel a tàmbali négocier waxtaan loolu dina ci baax ndax dañu seetlu ni saa yu grève amee dañuy bàyyi ba grève bi sori ba yàgg ba nga xam ne daanaka lépp yàqu na ñu doog a négocier. gannaaw ci loolu boo duggee ci école privée bi da nga fay fekk njàng moo xamante ne mi ngi tegu ci yoon da nga fay fekk résultat yoo xamante ne dal na xel waaye itam da nga fay fekk loo xamante ne kat doo ko gis ci école publique yi ndaxte foofu njàng maa ngi tegu ci yoon waaye li jaaxal ñëpp mooy jàngalekat yi nga xamante ne ñoom ñooy jàngale publique yi ñoom itam ñoom ñooy dem jàngale ji ci privé yi dafa mel ni daal jamono ji privé bi lañ gën a jox cër public bi te moo ne privé da doon accompagner rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy public bi lii tax na tey ñu laajaat beneen laaj moo di néew di doole yi nga xamante ne mënu ñoo dem ci privé bi ñoom fan la ñu jëm ba xam ëllëgu Sénégal ñoom dinañ ci bokk gannaaw ba ñu gisee ne ñoom ñii kat amuñu kàttanu dem ci privé. enseignement privé lu am solo la parce que boo ko xoolee lu jóge 45% des élèves étudiants ñu ngi fréquenter enseignement privé ñu war ko jox gëddëm. am na sax tey ñu naan ëllëgu Sénégal njàngale privé moo ko yor ndaxte gis nañ ne kat public bi dalul xel dara. ay grève ay xuloo ay ŋaayon niveau bu faible demal ak dikkal diggante nguur géeg jàngalekat yi tax na tey jii nii ñuy laaj rek ba xam jotul ñu réformer système éducatif public bu Sénégal. résultat bac mu catastrophique. leena li ñëpp di laaj mooy lan mooy njariñal vraiment école publique tey fii si Sénégal ban njariñ la am parce que boo xoolee résultats yi nga xamante ne moo jot a génn école privée yi ñoo ramassé lépp école publique yi seen résultats yi c'est tellement catastrophique moo tax tey jii nii question bi ñuy njëkk a laaj moo di année scolaire bi gis nañ ni mu demee daanaka toog nañ 3 ba 4 mois yoo xamante ne élèves yi jànguñu ko est-ce que seen programme yi jeex na est-ce que élèves yi li leen seen i professeur jàngal ak as néew est-ce que ñoom comprendre nañ ko parce que boo xoolee résultats yi privé bi moo jël lépp kon école publique daanaka amatul benn njariñ. mais am na benn question boo xamante ne bëgg naa la ko poser parce que à chaque fois dañuy gis ne élèves yi bu ñu defee examen ba génn bu ñu leen laaj dañ leen wax épreuve yi dafa abordable.
ren abordable ba pare nga am ay résultats yu catastrophique. waaw loolu xam nga loolu muy wane mooy élèves yi gannaaw bi nga xamante ne gis nañ seen épreuve bu ñu liggéeyee seen xel day dal waaye daa am leneen loo xamante ne am na ren te loolu man su may joxe li nga xamante ne moom moo waral résultats yi catastrophique naa ko ci boole parce que boo xoolee ren correction yëpp sur place lañ ko defee professeur bi bu dee dañ na ko da ngay corriger sur place doo ñibbi ak copie yi cela veut dire que fu 19 heures jotee au maximum 20 heures day joxe copie yi dem ñibbi cela veut dire que moom temps bi ñu ko jox de correction dafa gàtt il est possible que mon professeur bi mu bâcler correction parce que nit kese la aussi gannaaw bi mu amee xam-xam gannaaw bi mu amee moral ci lépp li muy def ak éthique nit la li ñu koy jox daf koy war a def ci yoon mais bu dee temps bi ñu ko jox doyul ba pare ñu ne ko naggaaw da nga ko war a rendre parce que ek bac ñëpp xam nañ ne résultat yi dañ ko war a joxe lu mu gën a gaawee te gis na dañ professeurs yi sur place lañ doon corriger moo waral man dama jàpp ne itam am na ci correction yoo xamante ne vraiment dañ ko bâcler parce que man mii di waxe yow xam naa ay élèves yoo xamante ne seen biir classe dañoo am na moyenne 16 ay moyenne 15 ci discipline yu bëri ñu dem bac am 6 te parfois sax liñ leen doon jox seen classe yi moo gën a metti fop liñ leen jox ci bac bi ñu dem am ay 6 am ay 8 loolu moo waral ñoom élèves yooyu sax dañ lay laaj waa lii naka la mën a nekkee waaye itam teewul dinañ continuer suñu laaj di ko yóbbu ci école publique yi dañuy wax nguur gi ci domaine boobu ak enseignants yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteurs éducation est-ce que jotul nag tey jii nii waxuma ñoom parce que ñoom xëy na dem nañ ndaw ñi di joxaat leen cër joxaat leen respect xam na ñoom ils ont le droit à l'éducation njàng mu tegu ci yoon njàng mu mucc ayib nguur geeg enseignants yi chaque jour le même problème les plus grands perdants saa su ne raka mooy ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngi te moo nekkat ndaw ñooñu ñoom ñooy avenir lu réew mi ëllëg ci kaw loolu ñuy laaj donc lan moo nar a nekk avenir lu réew mi ëllëg bu dee ndaw ñoom mënuñoo am résultat yu baax. mu nekk question boo xamante ne économiste bi rek la ñuy bàyyi mu tontu. waaw kooku mën naa si sànni xalaat tuuti parents d'élèves là également école publique moom mooy base formation donc de la nation. École privée complément rek lay ñëwee en général te école publique bi ci le cadre Sénégal yëpp génn en général problème bu tegu bi moom mooy dafa war a am entente entre autorités yi ak les responsables des écoles publiques c'est-à-dire donc ñu jëm ci syndicats yi enseignants yi. Effectivement. conditions yu ñu réglé seen biir yoo xam ne signé nañu seen accord kooku dafa war a féete boor. su féetee boor ba pare ku nekk ñu jox la donc des objectifs ce qu'on appelle donc les résultats selon les performances te loolu defe naa ne dafa des pourtant communiqué nañ ko au niveau donc de l'éducation mais dañ ko war a appliquer pour que enseignants yi mën a am formation donc de haut niveau parce que suñu seetee la classe des enseignants yu ci bëri seen niveau dafa gën a wàcc par rapport au temps donc antérieur c'est-à-dire les temps anciens il y a 10 ans 15 ans donc on le sent ñun ñii di jàngale déjà au niveau des instituts et à l'université ñu ngi gis d'ailleurs les élèves qui arrivent donc étudiants maintenant au niveau des instituts et universités seen niveau dafa wàcc dafa faible ñu effectivement koy sentir ça veut dire que seen formateurs yi ñoom ñoo am déjà au niveau donc de l'école élémentaire secondaire on a donc un niveau très faible donc il faut que formateurs yooyu ñu mën leen di leen gëstu di leen gën a mën a former dans le cadre des centres de formation donc ça moom mooy premier élément bi et loolu bon pour ñu mën ko def il faut qu'il y ait des accords d'entente entre l'État et les syndicats d'enseignants. effectivement Deuxième élément bi il faudrait que au niveau même de ces enseignants ñu mën a def les distinctions parce que généralement dañuy wax bon soxla nañu enseignant par exemple on dit qu'on va créer beaucoup d'écoles oui. mais il faut que ñu am une planification des besoins de ces écoles et dès à présent ñu mën leen former pour les objectifs donc de ces écoles-là. On a des écoles professionnelles qui vont être créées, on a des écoles d'enseignement technique qui vont être créées mais yooyu dès à présent dañu war a formater ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw ñu former leen pour ces professions-là pour cette formation professionnelle ou technique. Effectivement. À partir de là maintenant au niveau de l'enseignement supérieur ñu mën a gën a mën a développer base de formation aussi
des étudiants parce que li ñuy noté moom mooy étudiants yi seen niveau intellectuel c'est très limité. Effectivement. C'est très limité mais est-ce que tamit y aurait-il pas un autre moyen de faire la grève parce que yéen est-ce que lii di jëm ci wàllum secteur santé. ak secteur éducation nit war na ci grève d'autant plus que bu dafa am benn niveau boo xamante ne c'est obligatoire da nga fa war a jàll balaa ngay dem ci enseignement supérieur. léegi kon base bi c'est dafa am importance mu nekk li nga xamante ne da ngeen ko war a saytu yéen surtout jàngalekat yi xool beneen di ngeen ko grève sa doo leen lor xale yi. waaw moo tax dès le début laa waxoon que au niveau des différentes structures d'enseignement parce que xam nga dañu séparé wu. structure d'enseignement secondaire avec le syndicat. et puis enseignement supérieur. ma ne ci boobu accord yuy am entre l'État et les syndicats dafa war a régler wu féete boor. mais foofu la problème bi nekkee normalement seen grève yi dootul amati. mais bu féetewul boor tamit. foofu la jafe-jafe nekkee sànq yaa ngi tudd sax naan formation. war nañoo gën a mën a former professeur mais gis nañ professeur yoo xamante ne nee nañ formation diplômante bañ ko déposé léegi kenn xamul kañ la bëgg ñu gën leen a former. mais loolu aussi ça pose problème. voilà moom mooy les accords rek qui doivent exister entre les autorités publiques. y aurait pas un moyen boo xamante ne ce sera au-delà des accords. parce que tamit topp ci gouvernement boobu ba léegi ñaata at ñu ngi topp ci gouvernement gisuñu ci avancement. ce serait pas mieux de trouver autre chose bi nga xamante ne je sais pas ce sera beaucoup plus mooy gën a am solo ba pare du lor jàng xale yi. waaw enseignant moom rôle am moom mooy former pour que mu mën a former il faut que mu nekk ci conditions yu muy laaj. effectivement n'est-ce pas conditions yu muy laaj yoo xam ne pour permettre une bonne formation des conditions normales acceptables. su nekkee état bi jël na engagement ne ko naa la defal conditions yi. na ko état bi réaliser bu boobaa état bi ak population yi mën nañu dal ci kaw enseignant bi ne ko yow li nga laaj defal nañ la ko mais yow luñ la laaj defoo ko. ci condition yooyu nag jëm ci wàllum njàng bi ak ñi nga xamante ne ñoo di syndicat bi fa la ñuy jógee nag dem ci condition yi nga xamante ne moo di beneen rubrique waaye laata boobu dañ lay tàgg rek topp di la jox rendez-vous samedi prochain. incha allah Léna ñu ngi lay jaajëfal. ok jërëjëf merci tout de suite li nga xamante ne moo di rubrique habitat ànd ci Iyane Demba Tine. Kefay gox ba soo fa dee dem soo jógee ko Salémata soo doyee lu tollook juróom-ñetti kilomètre def sa loxo lejoor xàll wu bon moo la fay yóbbu tax gox ba daal du nëbbu lool ci Sénégal. dañu am fi ay problème yu xaw a bëri tuuti femmes yi dañoo bëgg liggéey amuñ ku leen di jàppale. nawet moom côté boobu xam naa ci dara tuuti parce que ren dafa amoon fii benn femme enceinte mu feebar fii ñu bëgg évacuer fële Salémata dex bi am ndox du mun a jàll ñun ñoo taxaw ba ci côté dex bi fa lañ taxaw ba ñu sedd munul ambulance bi munul jàll mënul traverser femme bi mu dem beneen côté bi loolu mooy suñu problème amuñu yoon amuñu réseau si nawet bi fii dafa enclavé doo mun a dem fenn. ñaari ponk yu am solo bokk na ci njàng meek njàngale mi dafa sooxe ba sax ñi jiite daara yi ci ronu garab yi lañu def seeni ay bureau saa su ne waxtu nawet wile taw mën leen faa jëlee. jafe-jafe moom mënuñu ko lim yëpp. gis ngeen fii taw bi day teel a ñëw déjà mois d'avril bi le 23 avril déjà premier taw bi ñëw na jeudi bi passé deuxième taw bi ñëw na donc ak classe yi ni ñu mel classe ñaax la boo ko xoolee suñu maam yi kiitu yi dafa mel ni ñoom ñoo fi dëkk ba léegi parce que boo xoolee classe yi amul lu ci méngoo ak modernisme te ñu ngi wax plan PSE Sénégal émergent on ne peut pas émerger tant qu'on a des classes faites avec des branches donc moo tax maa ngi ñaan gouvernement bi ñu xoolaat tamit école bi ak yeneen école parce que c'est pas la seule aussi école yu mel ni bëri nañ Sénégal nañu accompagner xale yi parce que xale mënul nekk bu mu nekkee xale à l'élémentaire mu nekk ci école bu baax am entrée en sixième ba pare dem ci collège bi mu gis ne collège bi amul sécurité. wàllu wér-gu-yaram jéggi dayoo ndaxte ña fay faj askan wi fañ leen di faje foofee la ñu am seen dëkkuwaay. nawet bi jotee dañuy am problème ban problème la ñuy am mooy problème mu accessibilité maanaam pour nit ñi di ñëw dañu fekk te fii nii même ñun sax pour ñu dem fekk ci leen sax problème la parce que dafa am genre dex la boo xamante ne daal nawet moom pour nga jàll fa moom problème lay doon. ñun amuñu équipement ay lal amuñu ko wala salle lu ñuy hospitaliser ay malade sax amuñu ko ñetti case dañu fekk mujjee tabax. ñun amuñu si ñun moom wax dëgg yàlla amuñu logement fu ñu tëdd amuñu ko dañoo bañ ba dañoo jël ay salle sax ay salle lañ jël sax kii ko li ñu ci waroon def defuñu ko ci sax man fi laa nekk benn salle boo xamante ne ay kii moo si waroon nekk ay femmes yoo xam ne dañuy waaj a accoucher
foofu nga leen war a teg ba keroog ba ñuy dem salle d'accouchement foofu laa mujjee def sama néeg tëdd sama ICP moom salle de pansement la mujjee jël def ko néegam pour mu ñu am fuñ tëdd loolu yëpp pour rek liggéey parce que pour dimbalee gox bi rek la. nawet su jotee nag gox ba daal di tëju ca lu des ci réewum Sénégal ba tax na léeg-léeg ca fi nga xamanteel moo leen di xaajat léegi réew mi bakkan wadd fa ci jigéen ñoo xamanteel dañuy faral di won lor. ñu gis ni Kevoy ab dëkk la boo xamante ne fële ca Kédougou la nekk dëkk bi nga xamante ne sori na yow miy jógu ci wàllum santé dañuy gis ni à chaque fois dëkk boobu bu ñu ngi lay dalal sax tamit di la nuyu ci plateau bi laataa may laaj. voilà Léna maa ngi leen di nuyu monsieur Ba waaw. Louise dañu jëm ci wàllum. ci ñëpp bu ñu nee nawet ne ay feebar yu sew sewaan lu ci mel ni ay paludisme lu ci mel ni ay jaare ak yu seen yeneen léegi li nga xamante ne moo di dëkk Kevoy ñoom jafe-jafe gu ñuy am à chaque fois ci nawet bi lay nekk lu ci bëri ci nit ñi nga xamante ne dañuy dem di accoucher yu dañuy am problème pour dugg ci boobu licité dëkk bi day mel ni dañ ko déconnecté complètement ci Sénégal. waaw dañoo gis ne à chaque hivernage dañuy jànkonteel ak taw bi da leen di indil problème mooy taw bi da leen di indil problème si naka bu tawee rek seen route yi day dagg. donc loolu dañuy indi ay jafe-jafe yu bëri ñu am ay problème tamit communication parce que nit ku war a accoucher amul fu mu jaar pour accoucher ay charrette ñoo leen doon traversé maintenant c'est pas possible parce que ndox bi day bëri trop bu dul charrette bi tamit nekk communication duñu mën a woo ambulance yi wala suñu woowee tamit ambulance yi duñu mën a accéder ça c'est un problème. léegi yow naka nga gisee ni nga xamante ne tamit ñoo di ñàkk de moyens yi foofu manque de personnel sax laay wax ci yenn poste de santé nagam sax am na fa. waaw ça c'est à l'État de prendre des décisions fermes. Décision ferme mooy lan dire que la santé c'est pas seulement Dakar la santé c'est pas seulement Thiès la santé c'est pas seulement Mbour c'est pas les zones qui sont voilà quoi vite fréquentables. Il faut que ñuy exiger personnel médical yi ñuy dem au fond du Sénégal. Mais tamit avec des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire leur donner des primes, leur donner des avantages, des logements, beaucoup de primes pour que ñu am motivation pour mën a dem liggéey loin de leur famille. noo jàngatee boobu xalaat pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy faj doomu aadama yi ñu yokkal leen seen moyen ba nga xamante ne bu ñu leen affecté ci yenn dëkk yi sori Dakar ñu mën ci génn. waaw loolu c'est lu am importance la parce que mbirum faj doomu aadama kooku lu am importance la parce que santé moom mooy yore réew. bu ñuy wax éducation yore na réew waaye santé aussi c'est important. C'est sûr. li mu wax lii lu ñu war a dëgëral la moom mooy personnel de santé dafa war a doy c'est-à-dire Sénégal dafa war a am personnel de santé bu doy. personnel de santé aussi dañu war a nekk ci gox yëpp pour mën a xool mën a tontu ci situation de santé yoo xam ne population yi la que mu nekk ci biir ville yi que mu nekk ci biir village yi. loolu dafay war a fekk état bi aussi am moyen pour mun ko jox personnel de santé mun a recruter personnel de santé bu doy lu ñu war a xam tamit lu ñu war a seetlu te xam ko moom mooy quand même Sénégal dëkk boo xam ne moyens yi bëriwul loolu il faut ñu xam ko parce que nous sommes dans un pays en développement boo xam ne ba tey moyens yi lu ci bëri ñu jógee ci bitim réew la ñuy dimbali. donc moyens yi bëri rek waaw surtout aide yi tamit ci wàllum santé dañ koy seetlu. li nga xamante ne moom mooy dugg ci secteur boobu lu ci bëri aide bi ci extérieur lay jógee comme ni ko sëñ bi waxee. waaw parce que dafa am ay ONG yuy jàppale les pays les moins avancés comme que yàlla dafa def ne ci yooyu lañ bokk donc on bénéficie aussi de ces aides là mais aides yooyu tamit. Il faut pas que ñu jël Sénégal rek limité ko ci comme ce que je disais tout à l'heure limité ko ci Dakar parce que ñeneen ñi depuis combien d'années ñu ngi am ay aides le Sénégal commence à vieillir et depuis lors on a des aides mais il y a des villages yoo xam ne boo fa demee amuñu benn les familles accouchées dañuy accoucher à même le sol ou bien à la limite ay matrones ñoo fay nekk di accoucher nit yi donc tu comprends donc il faut que les moyens arrivent à destination. État war na xool moyens yi nga xamante ne moom la ñuy débourser pour jàppale li nga xamante ne moo di secteur santé waaye yemuñu ci tamit war na xool naka la ñuy jàppale rek ñi nga xamante ne ñooy yeewoo ci yeneen dëkk yi ñu jaarale de passage daal di remercier ki nga xamante ne moo di Iyane Demba Tine moom à chaque fois moom mooy dugg ci ruq-ruqaat yi. noonu la mais tamit si wàllu hygiène bu mu waxoon sànq jaare bi hygiène la zone yooyu tamit dañuy am problème mu ndox il faut le souligner dañu am eau potable ndox yi ñuy utiliser moo leen indil jaare yooyu donc ay cours d'eau la ñuy am ay lac si loolu la ñuy fóot la ñuy
naan la ñuy sangu donc ça peut pas le faire. doy na waar ci jaare boobu nag la ñuy jógee sax daal di dem ci li nga xamante ne moo di rubrique santé mu nekk rek rubrique bi nga xamante ne ki di Louise Tina Sagna moom moo koy def. lèpre nag feebar boobu xam nga dafa yàgg feebar mi nag lan la benn microbe la boo xam ne moom ñu tuddee bacille de Hansen bacille de Hansen boobu nag dafa am noo koy attrapé ni nga koy attrapé mën na nekk nga nuyu ko am lèpre mën na nekk itam ci air bi li jot a jàpp mooy incubation dafa yàgg microbe bi mën na nekk ci yow 10 ans ba 15 ans di soog a feeñ. ni ñu koy ràññeewee mooy day yàq cër yi yu ci mel ni tànk yeeg loxo yi tey jii mu ngi wàññeeku bu baax ci Sénégal. jéego yu woyof lañ ci def boo xoolee effort yi nga xam ne nguurug Sénégal def na ko ci wàllu xeex feebar bi di ngaana wane na ay résultats yu jéggi dayoo ndax at yi mujj kaay wàññeeku na ci ñiñ saytu ne ngaana jàpp na leen. feebar bu ñuy faj la ndax microbe la te am na ay antibiotiques yoo xam ne dañu sensible ci microbe bi feebar boobu nag bu la dalee dafa am nu muy lay feeñoo. feeñ bu njëkk bi mooy léeg-léeg sa biir der mu bàyyi fa ay taches yoo xam ne dafa xaw a weex tubaab tuddee ko des taches hypochromiques taches yooyu nag dermato bi boo fa demee dafay xool nag taches yooyu amul trouble de la sensibilité c'est-à-dire que buñ la jamee bic wala ñu jam la si ndig wala ñu jam la si pont ñu testé aiguille laal xool ndax yaa ngi yëg tâche yooyu day ànd ak souvent ñaar ak ñett trouble de la sensibilité ndax microbe lèpre organe bi mu gën a bëgg mooy neer yi bu laalee der bi ba pare day ñëw laal neer yi. ci atum 1976 Sénégal dafa taxawaloon ab loi demale ko ci defar juróom-ñeenti village ngir dugal fa ñi amee feebaru gaana tey jii ñoom mee nga xam ne wér nañu li ñuy sàkk mooy ñu dindi boobu les loi ngir ñu mën a bokk ci collectivité locale yi. feebar bi nekkatu loo xam ne lii daf lay dal rek nga dem de làqatu fenn comme ki nga xam ne kii daa gis doomu jàngoro bi ci moom parce que léegi ñetti weer dong wala gën gaa gudd 6 mois juróom-benn weer su ko fajoo rek day daal di wér mu jeex tàkk. beddi googu bu njëkkoon nañ ko doon wax mais léegi si ku ci faju ba wér même bu fekkente ni am nga ay liggéey sax mën ngaa dellu ci sa village d'origine bi nga dëkkoon da ngay daal di doon koo xam ne kii ku la gis bu la ñemee wax sax ni la benn doomu jàngoro mas naa nekk ci yow. naam sax am na ay traitement yu baax at bu jot ci àdduna wërgal këpp dinañu ci gis ñu bëri ñu amee feebaru gaana feebar boobu nag bokk na tey jii si jafe-jafe yi gën a rëy ci yenn dëkk yi nekk ci Afrique Asie ak Amérique latine. organisation bi yor wàllum wérgu yaram moo ngi firndeel ni am nañ lu ëpp 2 millions gaana ci àdduna wërngal këpp. du ma ne bari na mais y a encore des nouveaux cas de lèpre au Sénégal. dañu war a jugaat reprendre le traitement de la lèpre au niveau de la base c'est-à-dire que il faut que ñu xoolaat que ne lèpre jeexagul am na ay cas yu nekk ba léegi ñu defaat ci ay moyens financiers yi nag mooy def ci xaalis. xeexaat tax moom nan ko xeexaate woon au début bu ñu ko defee den ci am ay jéego yu bari traitement préventif bi mooy hygiène individuelle ak hygiène collective ndax maladie la boo xam ne day wàllaate donc da ngay sabablu sa wàlli bopp raxasu set ak éviter fa nga xam ne daal léeg-léeg fa la lèpre yi di nekk. feebar bi nga xamante ne gis nañ ko gis yàgg na muy lèpre. waaw malheureusement dafa ñëwaat lenn. mooy lan ci olof. ngaana lañ koy woowee ngaana la ñuy wax lèpre d'habitude dañuy naan ku amul xaalis mooy lèpre dañuy naan y a que les pauvres ñooy am lèpre. mais c'est pas le cas ndax lèpre am na Afrique mais am na Amérique latine am na Chine aussi donc du pauvre rek mooy am lèpre. léegi malheureusement lèpre ñëwaat na Dakar lan moo tax mu ñëwaat. dafa mel ni feebar boobu dañ ko fàtte woon. la moo tax mu ñëwaat mooy le Sénégal s'est beaucoup focalisé sur le sida le cancer le paludisme laissant en rade lèpre foog ne du ñëwaat parce que on était presque à l'éradication. mais malheureusement récemment on a découvert à Touba 50 nouveaux cas de lèpre donc c'est pas négligeable bëri na. waa léegi gis nañ ni lèpre feebar boo xamante ne fàtte woon nañ ko Gaana. léegi mën nga ma wax yan signe la ñuy xamee ni kii nii
feebar bi mi ngi ci yaramam ak ñaata temps lay durer ba mu fës ñu xam ne kii dafa gaana. waaw malheureusement nag lu tax lèpre metti faj mooy balaa ñu koy yëg ci sa yaram c'est presque dañ koy faj parce que traitement am na benn centre bu nekk hôpital Fann buy faj lèpre mais traitement bi dafa gudd mun na dem de 3 à 6 mois ou même plus. mais malheureusement monsieur Ba économiste des fois dina la feebaru gaana naka nga ko gisee actualité. waaw feebar boo xam ne comme ni ko seen collègue bi waxee éradication bi pratiquement amoon na su ñëwaatee rek loolu moom mooy hygiène moom moo manqué moom moo wàññeeku parce que problème yenn feebar yu bëri feebar yoo xam ne dafa basé wu ci hygiène propreté ci lekk bi ci cet bi ci sol bi yooyu yëpp c'est important te société aussi am na ay zones yoo xam ne promiscuité daf koy indi. voilà xam nga jege nu ñuy dëkkee loolu day tax cet bi day wàññeeku donc promiscuité boobu dina indi également yenn feebar yooyu man noonu laa ko gisee ça veut dire que il faudrait que population yi et loolu ci éducation la bokk sur le plan aussi de la santé c'est-à-dire donc formation population yi pour que ñu gën a mën a nekk ci situation yoo xam ne ay situation cet la sur le plan lu ñuy lekkee nu ñuy setee seen yaram seen bopp ak seen yëre yu ñuy sol et cetera. tout à fait tout à fait instant bi sax état bi politique bu mu tëral pour éviter contamination bi loolu la hygiène. loolu laa bëggoon laaj sax. hygiène waaw lèpre dafa nekk maladie boo xam ne c'est contagieuse. c'est contagieux. ah oui waaw c'est une maladie contagieuse mais hygiène bi moo ko mën a éviter ak lu professeur wax léegi promiscuité. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc, il faut nit yi am hygiène corporelle. ba pare bañ a éviter di nuyoo yu bëri yi. se laver toujours les tant que docteur bi lu mu wax mooy tant que ñi ngi laver wu les mains chaque fois di jël loolu def ko habitude saa yoo amee jot rek raxasu. léegi les lépreux comment ils vivent ici au Sénégal dañ leen xaw a stigmatiser wala nit ñi. tout à fait ils ont d'énormes problèmes parce que xam nga après colonisation bi après indépendance lèpre dafa foroon trop Sénégal. après ñu installé ñu voté benn loi ñuy woowee loi bi la loi 7603 du 25 mars. donc loi boobu dafa waxoon ne pour ñu bañ lèpre bi law bu baax Sénégal dañ leen jël lèpre yi def leen ber leen utal leen ay villages. yu si toll si 9 villages. jamono bii nag loolu mooy problème mu lèpre yu Sénégal parce que c'est des gens qui sont frustrés. réinsertion bu ñu waroon am parce que lèpre wàññeeku woon na bu baax ñu si bëri si ñoom wér nañ mais ber bu ñu leen ber moom la ñu ñoom si reportage bi ma def sax ber bi ñu leen ber loolu ñuy kaas. que eux demandent mooy ñu dem benn politique de réinsertion parce que nit ñi dinañ pointer du doigt c'est un village boo xam ne les gens évitent ce village là duñ fa dem c'est 9 villages. am na village bu si nekk Kolda am na Saint-Louis am na Mbour am na Somone. donc nit yi dañ leen di daw bu baax a baax. am na leneen loo xamante ne tamit seetlu nañ ko ci loolu lépp yi tamit gis nañ ni léegi dañoo jël li nga xamante ne moo di yalwaan. waaw mais ku amul si loo wéeru di nga yalwaan. bu nekkee dañ leen di ber di pour ñu utal leen yenn conditions de vie yi nga xamante ne pour ñu jàppale mais le fait que ñuy yalwaan di côtoyer yenn nit ñi d'autant plus que nga ne c'est une maladie contagieuse est-ce que du problème. mais parce que ils n'ont pas le choix ils sont laissés à eux-mêmes xam nga avant dañ leen beroon. mais léegi dañ leen abandonné dañ leen beroon. mais après amoon na autant en 1976 jusqu'en 1976 après 5-10 ans après amoon na politique d'accompagnement c'est-à-dire que état bi dañ doon jox xaalis dañ leen doon nemmeeku de temps en temps am nañ benn subvention bu ndaw même fekkee bëriwul amoon na subvention bu ndaw mais maintenant que ñu jékki-jékki accentué aussi yeneen feebar yu si mel ni sida yu si mel ni paludisme ñu fàtte lèpre pour ñoom lèpre dañ na Sénégal. alors que c'est pas voilà donc comme que amatuñ benn soutien ils sont obligés de sortir de leur coin génn si mbedd bi di yalwaan c'est dommage mais bon. c'est un peu risqué. c'est ça c'est toujours ça. ñu ngi lay jaajëfal Louise. maa ngi leen di jaajëfal leen. di la remercier ci sa santé bi ñu la wax rek à la semaine prochaine. d'accord ba semaine prochaine ñu ñëwaat indi beneen maladie et puis essayer de gindi population bi rek. ci noonu tamit lay tàggoo ki nga xamante ne mooy suñu invité ñu ngi lay tàggoo monsieur Ba. maa ngi leen di remercier ci invitation bi. dañuy jàll seen téléspectateurs yëpp. merci beaucoup à vous. dañuy jàll directement ci li nga xamante ne moo di cuisine ànd ca Khady Ndo.
merci beaucoup Lena jaajëfal naa la yéen ñi toog ci plateau bi ak yéen ñi teewee émission Grâce Matinée du ñu seetaan tey dañ leen indiloon terrine de thon aux 2 couleurs ñu jàll léegi ci démonstration bi. pour togg suñu terrine de thon bi dinañ soxla benn boîte thon dinañ soxla anis poudre nebedaay moringa dinañ soxla poivre poudre d'ail ak crème fraîche tomate ak sel. étape bu njëkk bi dañuy diviser thon bi en 2 parties pour génne ñaari couleurs yi. jël épices yi oignon vert persil chinois laaj ak soble donc bu nekk dañuy def moitié ci mélange yi même procédé crème fraîche bi tamit dañ koy diviser en 2 ñu def tomate ci benn bi pour indi couleur bu rouge bi génne couleur bu vert bi dañuy def poudre neb-neb bi jóge chez Yaya épices léegi nag ñu jàll ci assaisonnement yi poivre sel ak li nga xam ne moom mooy poudre d'ail bi ginnaaw bi ñu mélanger suñu ingrédients yi ba pare dañuy toj ci mélange bu nekk benn nen ginnaaw bi suñu mélange bi pare na damay jël sama moule bi ma def ci papier sulfurisé pour mu bañ a coller ma daal ci étaler nag préparation bi. léegi nag damay enfourner moule bi 45 minutes. léegi nag dañuy jàll ci dressage bi ginnaaw ba suñu terrine ñor na alors gis ngeen ko nii suñu plat pare na ma leen di wax bon appétit te di leen di jox dig daje ci beneen numéro Grâce Matinée incha allah. terrine de thon moom la Khady togg waaye nag dama leen di fàttali bu leen déggee terrine de thon rek bu leen yaakaar ne lu cher la yabooy dara gënu koo saf waaye man nag fii am na terrine de thon yoo xamante ne salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ naa nan laay ñëwee rek nga fas sa kanam bañ ma bokk ci pique-nique bi. xam nga booy soog a yeewu. da ngay soxor. te naan góolu tàng. ñamagóolu am xorom ñamagóolu am suukar nii ngay mel. waaye yéen seen fii rafet na de jaara noo def. taluma sax nuyoo ndax xiif gi ma xiif. waaw ni ngeen defee seen pique-nique. am na solo de. ngeen teg suñu pañeek suñu jus. ati daal. toj na fi dem toog nag. jàpp ñàmbara. waaw du ñu lekk gaaw balaa nit ñi di ñëw comme ça ñu suur. damay xel ci jus bi d'abord. d'accord. jaara na nga gisee li nga xamante ne Khady togg na ko muy terrine de thon bi. terrine de thon kay man Khady daf maa jaaxal man en général bi ma doon gis ay colorant laa doon gis sax yooyu mais kii au lieu de loolu moom nebedaay la dem utiliser. yaa ngi dégg te nebedaay dafa nekk lu baax. ci Afrique ñun duñ fonk nebedaay sax maam da doon jël nebedaay. ñu ko lekk noonu baa ñu koy def ay sauce yu am solo. waaw il paraît que dafa baax ci diabète. nebedaay lay na mën nga ma ko fàttali ñu ko xamul bu baax a baax surtout man mi sax gën ma ko xamal maanaam. nebedaay waaw xob la. loolu da laa ci xam. waaw xob la. waaw xam am na ñu xam dañ ko doon ci cere. ci cere mbuum ñu di ko def noonu. nebedaay. yàgg naa dégg ñu koy wax ci cere mbuum. waaw kon nag yàgg nañ lekk lu baax pour man. waaw. parce que lépp luy plante sax waaw toll nii. kon nag bu ci nebedaay àndee kon nebedaay yaakaar naa ne taxawaay sage-femme gunge nañu daal. taxawaay sage-femme gunge ñu.
waaw ci sama xalaat. sage-femme rek nga ko mën a jox. waaw loolu laa ko mën a jox daal nebedaay. Khady moom séeréer la dafa xam lépp li nga xamante ne moo baax ci nit yombati na ci wàllum plante parce que toggam yi moom lu ci ëpp nee na duy faral di utiliser li nga xamante ne ay produits chimiques la. waaye ci noonu dañuy jàllee rek daal sa rubrique gis nañ tey def nga cette décoration sa rubrique mot rek jaar bu waaw Léna ñu ngi ziar mbokku téléspectateurs yëpp d'abord donc tey ñu leen indiloon moom mooy pédicure manucure ak voilà soin des ongles parce que gis nañ ne que Sénégal farataal ñu loolu laa mën a wax am na ñu koy def sax mais bëriwul te loolu dafa bokk ci taaru jigéen maanaam boo ñëwee li ñu njëkk seetlu ci yow mooy say ongle ak say orteil donc nit pour man dafa war a toppatoo ay cëram d'autant plus que loolu boo ne li jàkk rek loolu mooy li njëkk feeñ donc loolu nañ leen indiloon ñu dem seet seen élément ñëwaat tey foo demoon chez Pape ñu seetaani Pape ñëwaat. gis nañu lépp li nga xamante ne moo jëm ci wàllum hygiène dafa am solo loolu Mame Diarra ci wàllum loxo nag rawatina ba tax na pédicure fu mu toll nii nekkul li nga xamante ne astuce de beauté la gaa mais dafa nekk loo xamante ne dafa fa war dafa yokk taaru jigéen. waaw léegi nag am na ñi nga xamante ne dañ koy jàpp ne luxe la pour dem ci salon ñu jël la ñu defal la say loxo ak say tànk ba mu set am na ñu ko jàppee luxe ba tax na. mën na am ñi nga xamante ne du ñu am temps pour dem fa ba tax na ñun tey dañ leen indiloon quelques recettes yoo xamante ne pour nga bañ a déplacé wu dem ci salon bi nga toog sa biir kër après soo paree li ngay def ci sa loxo ak say tànk nga am même résultat que ñi nga xamante ne dañoo demoon ci salon yi def pédicure. loolu mën nga ko defee sa biir kër. sa biir kër. yan recette la xanaa produit yi moom da nga koy yónni. yan produit yónnee. produit fii ci boutique bi ngay jàll nànk rek dem jëndi ko. des produits yi nii maison. ne yomb waaw yomb am. yoo xamante ne jarul dem. comme bi nga xamante ne mën nga ko utiliser pour blanchir say ongles parce que ongle bu rafet dëggantaan day weex dañuy am tendance ci gis nga xamante ne day am tuuti effet bu jaunâtre donc loolu pour kii ko te pour ongle yi dëgër tamit donc da ngay def mélange une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive ak une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude ak une demi-cuillère à soupe d'huile de ricin yooyu huile yooyu yëpp boo demee ci cosmétique yi di nga ko mën a am donc loolu li ngay jël nga mélanger ko nga koy appliquer say ongles nga def ko sa routine rek chaque semaine nga koy def 1 à 2 fois di nga gis ne que après di nga am résultat boo xamante ne tes ongles seront solides ba pare dafay rafet weextaal li avoir waaw dégg naa tamit ñu naan pâte dentifrice boo ko jëlee di ko utiliser di ko def sa wee day weextaal boo koy seetal rafetal ko pâte dentifrice waaw loolu de man bu dee dañ ko wax tamit xëy na ni dëgg la parce que nit ki moom lu mu wax rek xëy na ni daf ci am lu ko leer nañu du dëgg mais man samay loxo moom dana tur nii la ma sa mel man moom ay wee bëgguma ko loxo yi tilim bëgguma ko du dëgg moo tax foo ma fekk damay yor désinfectant lu may mënta def lu ma mën suma saa yi ma pare muy dugg toilette muy génn dem sama yoon taal oto dawal ñor wala deux roues damay rax samay loxo tout le temps parce que loxo dafa war a di set te li mu wax léegi tamit loolu lu am la parce que Léna Mbaye tey jii boo xoolee salon bu njëkk ba jigéen yëfu doon dugg di defar seen bopp léegi booy xool salon yi góor yi dañ fay dugg waaw ñoom dañuy def pédicure manicure góor yi dañuy def pédicure manicure bu baax a baax a baax dañ ci gis góor boo xam ne nii loxom ak tànkam mooy gën a set fuuf tànk jigéen wala loxo jigéen joxaat ñu yeneen recette moom di leeralal na ko jaara waaw loolu am na mis à part huile d'olive bi ak huile de ricin ak bicarbonate de soude lan nga mën a utiliser waat d'accord Léna comme damay rejoindre tuuti rek ci seen naa lu mu wax pour juste rappeler que ne pédicure manicure nekk juste pour jigéen yi donc góor yi aussi mën na de temps en temps di doxantu wala ku si amul temps aussi nga appliquer recettes yi ma nekk ci la waxal ni comme pour avoir des mains vraiment douces léegi da ngay jël une demi-cuillère à soupe d'huile de ricin ak une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive nga jaxase ko ak bicarbonate nga force rek di ko kii frotter si say loxo pendant benn temps bu tuuti rek après nga gis ne que résultat bu mu lay jox léegi loolu da ngay faral di ko def sa routine soo am toogee amoon lenn looy def rek nga appliquer loolu Léna di nga gis ne que say loxo dina rafet et puis dina nooy du doon yu kii sama mbokk maçon yi ku mu nuyu rek nga jaar di am foo jaar waaw léegi pour tànk nag pour tànk aussi am na tànk moom dafa xaw a complexe tuuti dina am ñi nga xamante ne ay problème talon nañu am mooy tànk yi xar noonu am ñi nga xamante ne seen tànk yi mooy ñaaw si boppam yaa ngi dégg léegi ñooñu aussi recette mënu ci dara ok sa baaraam yi bu dëngee wala am na camembert sax am na recette en parlant de tànk gis nga baaraam orte bu nga ne bu ci topp lu ci ëpp en général day gudd loolu moom recette mënu ci dara déet loolu mënu ci dara anomalie la ma formation voilà léegi pour ñi nga xamante ne dañ ñooy am ay problème mu tànk en général da leen di wax pour ngeen jëlaat bicarbonate day fay bokkaat encore ci recette bi nga jëlaat huile d'olive ak huile de ricin encore soo paree loolu ngay jël mélanger ko def ko seen naa yaa ngi ci kii bi wax du ngeen ma may sax yéen
boo expliqué pare nga soog a lekk. voilà léegi da ngay jël bicarbonate bi nga mélangé ko ak huile d'olive nga mélangé ko. wax na la dëgg dawal ànd ak gëstu nag nga bëgg waxee pare di lekk. continué waa léegi dafa mel ni bicarbonate même wax. waxal. léegi da ngay jël bicarbonate mélangé ko ak huile d'olive mélangé ko ak wax naa bicarbonate ba pare. waaw huile de riz ak huile de ricin. léegi soo paree da ngay prévoir 2 sacs de congélation c'est-à-dire sac en plastique yi ne ñuy jaay si boutique yi. mousse glace. voilà loolu. après mais tamit jaaree du wax mousse glace mais ay sac de congélation. pourtant si laa nekk di expliquer nii de. waaw merci léegi ak ay kawas. ah moom ngay jël léegi soo jëlee mélange boobu noonu nga def da nga koy appliquer ci say tànk ba pare frotter ko ba mu baax. soo paree nga jël sa gommage de corps gommage bi ngay utiliser lenn pour sa kanam. wala gommage bi ngay utiliser pour sa yaram. boo si defee sa gommage boobu ba pare nga jël lii nii recette bi ma leen jógee wax nii léegi boo ko mélangé nga def ko si soo paree soo tëdd nag en général nañ koy bëgg pendant la nuit quoi nga xam ne effet bi day gën a yàgg. soo paree si loolu après da ngay diw jël sa benn crème amay wala pour pied nga kii nga frotter si say tànk ba mu set soo paree nga sol say sachet de congélation kii mbuusu glace nga wax. merci mbuusu glace après nga sol say kawas nga fanaan ndax moom soo xëyee di nga gis ne que sa tànk yi dina set et puis day nooy boo xamante ne comme ay tànk bébé lay nduróo. merci beaucoup la Seydina la laa la bëggoon laaj nee nañu camembert ak ay tëstan yu xar tamit dégg naa lingom baax na ci boo jëlee lingom génnee ñam bi yëpp jël ko daal di ko ñëpp noonu ci sa tëstan yu xar yi da koy faj ak li nga xamante ne moo di bicarbonate boo camembert boo ñëwee ba sumi sa daal da nga ko ciy wis balaa nga koy solaat boo koy sol nga fëgg ko. nee na mais camembert moom loolu ci ndono la nit boo gis mu camembert xamal da ko doon Seydina lu sàq ma ne nit boo gis mu camembert rek xamal ne daf ko doon du dëgg ndax yaakaar naa ne ci nit lay nekk ci yow xam nga li ma la wax camembert nag ñun daañu daan nekk xale bu ñu solee daal ñëw suñu sama yaay nañu sa den daal yee ngi xañ camembert dañ ko daan jël teg ko ci naaj bi après da ngay gis 10 minutes rek day deñ 10 minutes day deñ du dëgg mais tey jii loolu dépassé naa ko ba nga xam ne tey jii mën naa sol daal yéen rek moom toute la journée ba guddi su ma ko simmee doo ci dégg benn xet bu neex mën ngaa fanaan daal ci biir néeg te boo yeewoo doo am benn problème respiratoire. léegi waaw parce que ci nit la. léegi doona boobu yow da nga ko doon temps bi nga nekkee xale. nga màgg mu réer xam nga boo nekkee xale. tout le temps day xool da ngay salte rek surtout xale ñun. daa ngay xale da ngay jàng ci suuf ngay nekk. di fo suuf sa dàll yi day am suuf tout le temps. xam nga li ma la wax. léegi nag bu ko defee dàll yooyu bu amee suuf ak booy dox ci naaj bi di bërëg yooyu sa tànk bu ñàkkee laal suuf si loolu day indi salte bu ko defee nag loolu après damay dégager. day mel ni comme mbalit bu nëb day dégager te naay après boo ko defee yow doo ci bàyyi xel xale mais boo demee seen kër da ngay toog ak ay nit yu kii la de mais am loolu bul la am mag yoo xam ne seen loxo sax day ñàkk seen loxo man sama loxo day ñàkk mais sans problème gisoo maa ngi nii ci naaj bi mais sama loxo day ñàkk mais gisoo aw ma ci benn difficulté te bu ma tara def li ma bëgg a def yëpp du dëgg bokkul te damay revenir tuuti ci li jaara waxoon noonu sànq Léna Mbaye ne loo doon wax léegi nii sax nga ni ci affaire doguma la li kenn baala jaara nga ne ci affaire kii bi sexaw boo nee kenkili ba fen ñeent yi day réer ci affaire kii bi nga doon wax li kenkili ba la wala kenkili ba waaw kenkili ba la ko tubaab bi di wax mais ñun olof yi sexaw la ñu xam du dëgg mais tey jii nii tubaab bi yàq nañu ba nga xam ne boo demee ci kër dudd bi day tegu ñaan no kenkili ba te kooku naan kenkili ba wóor na ma sa entrée en sixième amu ko waaw du dëgg kon sexaw waaw sexaw sinon fen ñeent yi day réer lee la sexaw ngay wax sexaw jaar damay revenir tout ci li nga doon wax quoi ci affaire pédicure ak manucure pour wala leen rek set dafa baax tey jii mën ngaa yor teranga bu ne mais mën ngaa bañ a set gis naa ko fi bataay ñu yor lu na gàññ mais duñu am benn ñoom propreté te set dafa baax ci nit Léna Mbaye nit teranga am na lu ko xañ te xamu ko te au fond boo demee ba ci biir au fond boo xoolee ñàkk set lay doon ñàkk set boo ko xañ teranga tey jii mën ngaa dugg foo xam ne di ñaan dara wala nga dugg fa di demander dara wala ngay wut demande d'emploi ak yooyu ñu xool sa comportement xam ne yow mi mënoo toog ci bureau yi ndax la da nga salte dañ koy xool xam ne sa comportement dëgg-dëgg day feeñ Léna Mbaye nit bu salte boo ko xool da nga koy xam da nga xam ne kii comportement da nga xam ne kii si boppam amul hygiène de vie dañu wax ne dëgg lan lay feeñ waa ci loxo tànk moom dafa gaaw mën na seet loolu Léna Mbaye dégg li ma la wax déjà nit bu la nuyoo rek jox loxo nit bu la ñëwee ni jàkk na la Léna Mbaye na nga def lu mën la Seydina na nga wala jaara yow war ngaa xam ne kii loxo bi set na wala setul man dama koy xam boog man nit bu ma nuyoo da ngay xam ne kii loxo bi dafa setul dafa salte du dëgg nit bu set bu la nuyoo rek da gis loxo yi day nooy nepp da ngay xam ne kii mi ngi toppatoo boppam ka ak suuf dañu waxante dëgg la Mame Diarra gis nañ tey li nga ñu indiloon ci rubrique mode waaw dee na loolu leen defoon loolu dañ leen di wax juste pour ñu
du caage ne que góor nga wala amoo jot moo tax tu dois pas prendre soin de toi. yaa ngi dégg léegi moo tax am na yi nga xamante ne dafa pour man base la nit moom say loxo assez say tànk bu setul xamal lan mooy set si yow. dëgg la léegi dañ lay wax rek da ngay indiwaat lan ngay indi semaine prochaine. semaine prochaine surprise lay nekk. surprise ci noonu la ñuy jàllee rek daal di dem nag ci li nga xamante ne moo di rubrique Seydina di témoin. Je pense que du xëccoo trop poste peut-être am na ñoo xam ne am nañ expérience bi bon je pense sélection da nga war a xam lan lay jëriñ d'abord parce que soo xoolee soo ñëwee sélection club bi nga bàyyi ñëw benn maillot ngay sol te maillot bi ñu ci bind Sénégal donc ça veut dire que ñu ñëpp ñoo bokk li ñuy défendre donc ñoo war a booloo nekk benn donc même joueurs yi nga xam ne sax ñoo bokk poste dañu war a jàppalante pour ku nekk sa jàppale sa morom mu gën a évoluer gën a yokk ci période boobu noonu ñu nekk regroupement par exemple su ma ñëwee regroupement joueurs ailiers yi nga xam ne dama bokk ñoom poste ñëpp damay travailler ak ñoom di xool nu mu leen di jàppale ci yenn détails yu ndaw yoo xam ne xam naa ne lii mën na leen avancer la wala mën na leen jàppale même chose ñoom tamit suñu gisee loo xam ne mën na ma aider si sama jeu dama koy jël parce que échange boobu mooy tax ñu grandir quoi mais bëgg nekk di xëccoo ay poste loolu moom c'est pour man dama ne loolu c'est retard dafa weesu quoi te loolu ku koy def rek ça veut dire que xamul lu tax nga ñëw équipe nationale. ma carrière moom dafa yaatu donc soo xoolee match yi suñu ko doon compter est-ce que du mat ay 300 match ay parce que mais bon mën nañ comme maanaam mbiru équipe nationale la ñuy wax mën naa ko yemale ci mbiru équipe nationale bon damay jël campagne yi ma jot a def yëpp ak équipe nationale ma xool ñi nga xam ne amoon nañu potentiel bu rëy avant ñuy dem pour jël coupe bi te boobu ñëpp neewoon nañu tey moom da ngeen di ñëw rek ñu jël coupe bi rek jox leen ko boobu 2009 la moom ñëpp xamoon nañu Sénégal peut-être suñu naan potentiel les meilleurs joueurs possibles yi nga xam ne at boobu période boobu ñoo fi nekkoon Boniface Ndong Pape Laye Sow Sagana Diop potentiel bi mu ngi fi woon taxaw parce que je pense que si raquette bi rek amuñu woon équipe bu ñu mënoon dominer te à l'aile aussi on avait la même chose te à la main xam baabu mu ngi fi woon ak expérience bi mu amoon donc ñu jàpp ne on était bien armé pour dem jël ndam li mais bon comme li ñuy wax rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam bañ demee foofu nag affaire yi jaxasoo na trop équipe bi ay coow li fii xam nga gauche droite équipe bi jaxasoo xam nga loolu nag manque de cohésion boobu nag moo ñu coûté cher parce que premier tour yi ça s'est bien passé match yi dañoo dóor équipe ay 30-40 points mais bañ ñëwee nag ba nga xam ne phase bi gën a am importance si championnat bi foofu la si le problème mi commencé ñëw nag équipe bi commencé jaxasoo te loolu noonu laa am lu ma regretté parce que xamoon naa ne équipe bi suñu booloo nekk benn rek facilement ñu jëloon coupe bi voilà. donc je pense que loolu waxtaan bi tamit ci joueur yi dafa war a am solo moo tax expérience bi ma am ak tamit le rôle de capitaine bi loolu la mu ci joué lu bari damay waxtaan ak coach yi joueur bu nekk damay ñëw gis la ñu toog waxtaan expliquer la ne la am na lu bari peut-être diw ak diw dinañ la ko wax mais loolu amul solo ma ne ko ñu ngi fi nekkal tey ñi nga xam ne yaa xëy ak ñoom matin 6h 7h du matin di dem ak ñoom entraînement di dugg ci terrain bi di ñax ak ñoom ñooñu nga xam ne ñooñu ñoo la mën a jàppale ak coach yi soo bàyyee ñooñu dem ci ñeneen rek soo ñëwaatee day andi jaxasoo je pense que loolu suñ ko comprendre xam ne on est une famille ñun ñëpp ñoo booloo nekk benn pour atteindre même objectif xam nga muy coach bi di staff coaching bi staff médical bi fédération ak joueurs yi ñu booloo nekk benn force comme li ñuy wax lu ñaar mën lu benn mën ñaar ko dàq wala donc lu ñett mën ñeent ak juróom ñoo ko war a dàq te imagine ñu nekk 12 joueurs ak entraîneur bi ak fédération bi yëpp ñu booloo nekk benn kenn mënuñu dugg kenn mënuñu raax donc fu ñu dem liggéey li ñu war a liggéey incha allah xam nga loolu après liggéey bi day yomb parce que communication bi day jaar nañ day jaar yoon lépp lu ñu war a def day transparence day am transparence après mu yomb mais dès que kenn mu ngi jàdd gauche ñu koy wax defal lii ki defal lale keneen def la même chose à la fin dañuy tas te loolu mooy andi jaxasoo bi quoi. xam nga Medina fa laa màggee fa laa yoroo grand yi koñ ba fa ñuy wax taatu armée bon du sumi jun mais te mu nekk armée bi nekk fii corniche bi da ngay ñëw dafa am benn xeer bu ñu doon wax Touba ak Maak ak soo mënul fay dañ lay jël yóbbu la ba ci xeer bu teg la foofu gars yi génn dem ñibbi yaa xam nag nooy def ba génn donc temps booy dañ doon dem chaque fois suñu añee pare nii xam rek ak sama gars yi ay ñoom Bira xam nga ay ñoom Maynes sama gars yi xam rek waa Medina ay ñoom Ama
ñu dem foofu fa lañ doon dem di kii dañ doon làqatu nag di dem nga xam ne rek temps booy yooyu moom da nga koy def peut-être loolu moo tax ñu bëggoon plage en plus Soumbédioune teeru bi soriwul ñu woon dañuy dox yegg xam naa loolu moo tax gars yi di kii mais xam nga loolu la war a doon. waaw maa ngi leen di jaajëfal Grasse Matinée forever. Seydina gis nañ ki nga xamante ne moo di Maleye Ndoye wax na lu ko gën a metti nag. waaw gis nga Maleye Ndoye ma koy nuyu de passage sax mi ngi nit ku baax ñoom ñëpp sax laay waxal ñoom ñëpp samay xarit lañ ma leen nuyu de passage dégg nga li mu wax noonu Léna Mbaye ci témoin maa fekkee muy revenir seulement ci jafe-jafe yi am tout le temps ci sélection bu amee buñ leen woowee ñoom ñëpp ñu ñëw regroupement ñëw ñu ñuy regroupé wu fii nii nekk ci jàmm boo seetloo tout le temps day am ci ay problème équipe nationale muy football beeg basket bi bu ñu demee compétition ci yeneen dëkk yi ñuy compétir da ngay gis da ngay dégg coow day am ci journée yi ñu naan dëkk yi démb ne coach bi wax na ko lii doo ko déglu tout le temps ñu naan kii xuloog nag démb coach bi ba coach bi dàq na ko fa wala affaire yi moom ne kii mooy favori coach bi wala kii mooy favori coach bi wala démb dañ doon génn baale coach bi dàq leen wala coach bi tere leen ne duñu baale nga dégg coow tout le temps day am te bu ñu ñëwee fii regroupement bu ñu nekkee ci dëkk bi président fédération bi nekk fi ministre des sports bi ñoom ñëpp nekk fi encadrement bi coach bi ñuy commencé préparé fi doo dégg benn coow mais nee na bu ñu fi jógee dem rek compétition rek moom da koy remarqué moom en tant que capitaine équipe nationale da ngay dégg coow yi day am fii jàppal baal de gauche à droite ba pare mi ngi naqarlu seulement ci nee na moom li ko gën a metti mooy li mu fekkee témoin ko nee na bokk na ci 2009 bañ leen di woo sélection boobu y avait pas mal de joueurs yoo xam ne ñu ngi fi woon ay joueurs yu xarañ ku ci mel ne de Sagana Diop Papa Laye Sow bi nekkoon NBA ñoom Boniface Ndong nee na ñoom Babou ñoom ñëpp nekkoon fi effectif boobu yëpp ba nee na yeneen joueurs yi yeneen équipe yi sax yi doon yeneen équipe yi ñu bokkaloon compétition bi lañ leen joxoon favori nee na ñu dem ba ci biir commencé gagné dem ba ci biir coow am ci biir équipe bi nee na ñu ñàkk noonu compétition bi nee na loolu li ko gën a métti loolu ci la bokk nee na du ko fàtte mukk quoi loo xam ne la preuve la moo ko fekke quoi Maleye Ndoye ma koy nuyu de passage suma xarit. yow jaaxal lan ngay gis ci li nga xamante ne moo di Maleye Ndoye wax na ko à chaque fois dañuy gis ay problèmes yi sew ci li nga xamante ne moo di biir équipe nationale que ça soit football que ça soit basket ñiy jiiñ ñii favoritisme ñii la populaire parce que en général noonu lañ doon def doon nañ ko def ak El Hadj Diouf sax Bruno Bursine doon nañu wax Messi dafa ragal Diouf parce que heure bu ko neex la daan génn heure bu ko neex la daan def léegi ñu gis ni genre yu au détail yi sew yooyu tamit day déstabiliser groupe. waaw man pour man Léna amul mënul am benn groupe sans je dirais pas querelle mais sans problème wala ay werante loolu mënul nekk groupe bi ànd moom des fois noo def mu am malentendu wala benn mais amul Grasse Matinée moom dina ne non ñun moom macha allah gis nga ñu nii duñu sax yaaxamte jëmi suñu biir kër yi voilà léegi ñu gis ne que loolu mënul ñaax donc mais li ñuy wax rek mooy ñu jëlee si biir problème yooyu ak ñàkk déggoo boobu noonu ñu jëlee si li nga xamante ne moom mooy baax li baax ñu jéem ko conserver et puis génne li nga xam ne moom moo négatif gën a développer seen esprit de groupe loolu la rek problème moom fépp la problème fépp la waaw gis naa ngeen tëj sànq ba léegi lii laax la dëgg la laax la waaw waaw léegi mais yow Seydina kan moo doon defar lii yow daa waajal sa pique-nique nii invité nit ñi ñu ma tubal la waaw tibal ma ñu ñam ci laax lii laax la wala fondé non lii Léna Mbaye métisu laax ak fondé la métisu laax ak fondé mooy lan Seydina ndax boo xoolee soow bi soowu laax la mais laax bi si boppam dañ ko defar composition fondé la ci suuf ci suuf composition fondé la suñu kii daal nañu wax ni waaw lii waaw mooy maanaam boo ko gisee li ñu togg ni li ñu teg fi tey boo ko gisee mooy maanaam mën nga koo jaxase comme mën nga koo bañ a jaxase xam nga lu ma la wax waaw fondé dafa am importance fondé yow jaara ma defal la fondé balaa ma koy tëj wala déedéet fondé bi man moom je préfère omelette bi xadi nee na omelette aux fines herbes fourré aux légumes la lii tudd nee na si biir am na ay ñoom chou ay tomate gis nga li persil le poivron man bii laa bëgg bii daa ngay ndekkee waaw moom léegi doo jël ci laax bi déedéet baax na fondé baax na Seydina am góor Grasse Matinée am maa la may ngeen ndekkee lii Léna merci beaucoup waaw lii moom ak fondé bi mbaa du ma def dara non du la def dara du la def dara mën nga ñam rek jaare ñun tamit gis na am na leneen loo xamante ne gis nañ ko ci wàllum biir équipe yi du yem rek ci ay équipe nationale ci ay football basket comment se fait-il léegi am ñoo xamante ne pourtant ñu ngi fi day nekk ay sportif ñu nekk ay locaux ñu ay mais nit ñi duñ leen favoriser bu nekkee dañuy def ay sélection équipe nationale waaw yii loolu moom doy na waar nag est-ce que nekkul coach bi moo war a mën a xoolaat ay choix am rek ñu xool ba xam parce que nag vraiment da ngay gis fii koo xamante ne ci kii bi maanaam si compétition yi nga xamante ne moom nañ nar a am fii nii Sénégal dañuy gis dañuy graw quoi man laa mën a wax da leen day bokk si ñi nga xamante ne dañ leen di ràññee mais suñu demee à l'international suñu demee compétition boo xamante ne c'est au niveau international doo leen gis si terrain bi man loolu daf may xaw a jaaxal je me dis nag ñooñu lu tax ñii bu ñu nekkee fii ñuy def point ba pare bu ñu yeggee fay duñu leen gis si terrain bi doy na waar. doy na waar yàgg na fi ñi gis ñi nga xamante ne dañuy aay mais dañuy làqatu à chaque fois des talents cachés comme on dit. non boo gisee souvent sax bu dee coach boo xam ne fii la dëkk
ñëw ci sélection te woowul la koy c'est parce que leneen ba dañu wax ne dëgg nag ñun suñu championnat baaxul. championnat bi dafa faible niveau bi dafa faible trop. bu dëgg te responsable de bu toll coach équipe nationale moo 10 mënuñu la ko jox équipe nationale te Sénégal dafa metti Sénégal mooy dëkk boo xam dafa metti Sénégal bu dee exemple yow 12 jours ñoo fi ne jàppal ne 12 jours yi am na lu mat 14 millions de coach parce que ñëppay kaas ñëppay joxe seen kii ne noonu nii la waroon def nii la waroon def souvent yow mi si boppam bu Sénégal daan football bu ñàkkee bu gañee yëpp wala bu ñàkkee da nga naan nii la waroon def coach bi nii baaxul te yow da lay leer na yow bu ñu la fa tegoon ni si boppam da ngay planté wu. waaw dëgg la Sénégal moom bu ñu football 12 millions d'habitants yi ñooy ñëpp ñooy nekk 12 millions. loolu la parce que tey jii Aliou Cissé booy xool moom nekkoon na fi loko te bu sañoon tamit temps yooyu mi fi nekk loko bu sañoon dañ koy woo équipe nationale du dëgg mais amul woon chance bi c'est parce que moo loko moo demee noonu duñu jël responsable di la woo te am ay international yu ne fee yoo xam ne dañ si boppam ay professionnel lañu ñoom la ñu mën a woo ñu génne situation boobu noonu mais loko si boppam déjà championnat bi da ngay xool ni mu mel da ngay compter nit ñi ay 100 la ñuy mat wala 200 ci stade boo xam ne day mat 20 000 places wala 19 000 places ay 100 personnes nga ci gis ñu si seetaan bokkul ak fee nga xam ne stade bi day fees dell nga gis lu war a mat ay 50 000 places mu fees dell ñëpp di ko seetaan yow da ngay antan maanaam boog da ngay antan kii boobu pression boobu da nga koy antan léegi boo ñëwee fii nag yow ñuy wol championnat après wala équipe nationale nga toog stade bi fees dell ñii lay saaga fii di la yuuxu fii lay na ba nga nekk lu ko da ngay stressé léegi bu ko defee yow boo fekkee football kat nga sax da ngay cuune ci saa si moo tax quoi moo tax coach yi duñu nangu jël engagement di woo la koy souvent léegi dañ comme yàlla dimbal nañu ba tey ji booy xool suñu football européen ñu ngi koy gëstu ndax pas mal de joueurs nga fiy dégg ñu fiy jóge boo xoolee équipe France sax ñu ñuul la ci ëpp ñu xees voilà Bakary Sagna ñu koy nuyu de passage ak Lamine ñoom Sakho ñu nekk équipe nationale France ay sénégalais lañ mais tey ji ñun siggi nañ ci côté boobu même bu ñu mayel visa même bu ñu tey ji ñoom bu ñu xeebee sax ñun tey ji ñun siggi nañ seen kanam ndax ñi leen ciy génne souvent bu ñu amee ay tolof seen ay match de haut niveau ay africain lay doon lu dëgg te yaakaar naa ne Afrique moo gën a suréwu pour man Europe ne africains yi déggoo seen biir européens yi déggowuñ ko noonu nañu wax dëgg rek yàlla ñu yàlla may ñuy gën a déggoo rek Seydina lan ngay tàggoo ci sa rubrique tam mooy ak lu ñu indi semaine prochaine wala surprise la comme jaara non comme d'habitude xam nga man li may wax rek mooy Léna Mbaye man samay rubrique day mel ni au tableau rek jarta yàqam te di nga ko gis au tableau waaw d'accord au tableau rek moi monsieur au tableau waaw au tableau waa léegi au sport ginnaaw gi yaay góoru groupe bi nag yaa nekk suñu coach xaw ma nag nga ñuy jàngale tey entraînement assez voilà gis nga nag yéen a mel dañuy taxaw def ay kii boo lekkee ba suur def yenn étirement gis nga bu njëkk ba da nga daan yeew na fudd mais léegi da nga yeew rek xool sa téléphone bi lu tax message bi ma wala amuñu habitude boobu bàyyi nañ ko pour lan fuddatuñu dëgg ba dañ daan yeew di fudd ci réew yow jigéen da nga naan yeew nag yaay maa ngi ñëw bale mbedd bi man bale mbedd mais léegi kenn fuddatul nañ jóg fudd nañ leen jóg fudd maa ngi woowaale ki nga xamante ne moo togg lii yëpp xat yi Célestine ñun ñëpp ñu daal di jóg bokkaale ci li nga xamante ne moo di sport bi jarul daal de top 1 2 3 sur ces situations, surtout au cas où il y a une famille qui s'est produite là-dedans. Bon, il faut qu'on essaye de comprendre. C'est pas facile du tout. Vraiment, c'est pas facile. Légui, fi ñu toll nii dafa bëri ay say ñaari weer 6 mois 1 an ñu ñaan daal yàlla musal ci xale yi. Autorisé par l'islam, le divorce est banni par le christianisme. Toutefois, les juristes avancent que nul ne peut retenir quelqu'un à rester dans les liens du mariage. Dans la religion catholique, le mariage célébré qui est reconnu par l'Église catholique, c'est le mariage qui est célébré devant le témoin qualifié de l'Église qui est le prêtre ou le diacre, et devant 2 témoins. Et ce mariage est dit mariage religieux. Et en cas de mariage religieux, en réalité, dans l'Église catholique, si le mariage est célébré dans les conditions qui sont prescrites par le droit de l'Église, célébré de manière valide, il n'y a plus de divorce. Il n'y a pas de cas de divorce, parce que cela, nous le fondons sur justement la parole de Dieu, la parole du Seigneur, qui a donné justement cette occasion à l'homme et à la femme de pouvoir tous deux ne faire qu'une seule chair à partir du moment où ils ont choisi de vivre ensemble. Le divorce n'est pas banni par la religion musulmane. C'est un acte autorisé, aussi bien pour l'homme que pour la femme. La demande de divorce peut venir de la femme, mais l'homme aussi peut prendre la décision de divorcer une femme. Donc, des deux côtés, c'est possible. Mais Dieu a dit dans le Coran, craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez, et évitez de rompre les liens du sang.
Donc, personne ne peut obliger personne à rester dans le cadre d'un lien matrimonial, c'est-à-dire dans le cadre d'un mariage. Si l'un des époux décide de mettre un terme à ce mariage-là, le juge est obligé d'accueillir la demande, maintenant à charge pour l'époux récalcitrant ou l'épouse récalcitrante de supporter éventuellement des condamnations. Mais dans tous les cas, quand on veut sortir d'un mariage, personne ne peut vous arrêter et le juge ne peut pas vous dire d'être obligé de rester dans le cadre de ce mariage-là. Le mariage est sacré dans la religion et dans la société, raison pour laquelle une phase de conciliation est obligatoire avant toute procédure de divorce. jigéen bi soo ko divorcé itam doo ko divorcé rek dàq ko ndax dafa am idda te idda boobu noonu da nga ko war a respecté ko divorcé ba pare bàyyi ko may ko ñetti weer yoo xam ne da nga koy waajal mu doog a dem dañuy wax ne ñett mbaaxu jigéen maanaam ñetti règle yoo xam ne gis na ko loolu mooy maanaam ñetti weer waaye yooyu yëpp nag nit ñi respecté wuñ ko léegi da ngay fase rek bàyyi mu dem te loolu li ci jubla woon mooy diire idda bi juboo mën na ci am. S'il y a des cas d'incompatibilité ou s'il y a même parfois des menaces sur la personne qui est engagée dans un mariage, il y a évidemment ce qu'on peut appeler une séparation de corps qui n'a rien à voir avec le divorce. Les personnes ou les conjoints peuvent vivre sous le même toit en attendant que l'on puisse faire des médiations, en attendant que l'on puisse prier, en attendant que l'on puisse espérer vraiment que cette démarche qui est entamée puisse aboutir à une réconciliation donc des couples qui se sont donc engagés à un moment donné ou l'autre de leur histoire dans des situations de conflit. Et en ce moment-là, l'Église fait tout son possible pour aider ces couples-là à revenir sur cette situation et cette décision, à l'affronter, j'allais dire, avec beaucoup de foi et beaucoup de sang-froid, pour pouvoir tout simplement revenir à de meilleurs sentiments. Il y a ce qu'on appelle la phase de conciliation obligatoire. Dans tous les cas de figure, le juge est obligé, compte tenu des dispositions constitutionnelles, comme je vous l'ai dit, et en tant que juge de paix, parce que c'est le juge de paix qui se charge de la dissolution du mariage ou des questions matrimoniales. Lorsque ce juge de paix est saisi, il lui appartient, en vertu même de la loi, c'est une obligation qui pèse sur lui, d'essayer de concilier les parties. Toutefois, la procédure de divorce constitue toujours une polémique dans la société. Dès l'instant que l'homme prononce, dès l'instant qu'il se prononce, qu'il dit « j'ai divorcé ma femme », c'est fini. Donc le divorce devient effectif. Maintenant, il est mieux de consulter ceux qui étaient partis donc à la mosquée, et ce n'est pas obligatoirement ces gens seulement. Donc n'importe qui peut témoigner. L'essentiel est qu'il soit un homme responsable. Et le divorce peut être un acte verbal prononcé devant la femme, mais aussi on peut le faire même par une lettre écrite ou bien par téléphone. Que seul le juge peut prononcer le divorce. On vous dit que le mariage peut être coutumier, mais le divorce est nécessairement judiciaire. Si le juge maintenant n'arrive pas à prononcer ce divorce et que l'un des époux et l'épouse et l'outrecuidance, la dame, de se remarier, elle aura commis un délit de bigamie. Les 2/3 des mariages au Sénégal se soldent par un divorce, l'incompatibilité d'humeur, l'adultère, les propos injurieux, autant de facteurs qui font que les unions ne durent que le temps d'une rose. Selon les religieux, ce phénomène pouvait être évité si on se fiait aux enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Adja te gis nañ ni cas de divorce yi Sénégal li nga xamante ne moo di maître Bamba Cissé wax na ci neenam li nga xamante ne mooy ñàkk incompatibilité d'humeur da koy def ban jàngat nga am ci li nga xamante ne moom nga def léegi nii. jàngat gi ma ci am nag mooy di bu ñu jëlee at bu ne dinañ am lu ëpp 100 divorce loolu nag xamal nañ ni ko mu nekk li nga xam ne nag cas bu graaw la te it ku nekk mi ngi wax sa xalaat ñi nañ incompatibilité d'humeur bi ñi nee nañ génération bi la mais ñeneen ñi aussi nee nañ li nga xam ne moom moo di ñàkk bëggante da ciy am parce que parfois ñu jël nit ki may ko ay doomu bàjjanam wala doomu nijaayam ku nekk daal wax na li nga xam ne moom la yaakaar mais yi gis li nga xam ne moom moo ci gën a fës leenam mooy que ni ñi nga xam ne moom moo di musulman yi je veux dire mooy religion musulmane nee nañ ñoom sëy dagan na tas it dagan na mais bu ñëwee ci curé bi moom daf ne ci catholique le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire parce que dina am problème du ñàkk parce que des hauts et des bas chaque jour dafay am mais ñoom lan la ñuy def dañuy jéem a xool ñoom ñëpp toog jéem a trouver benn solution et je pense que ni loolu moo ëpp solo. Alors curé bi aussi comme ni ñu koy waxee ñoom nee nañ li nga xam ne moom moo di mariage c'est pour le meilleur et pour le pire te it loolu mooy waral dañuy def bu problème amee du ñàkk
parce que relation moo mel noonu mais bu problème amee dañuy jéem a toog ñun ñëpp autour de la table ñu toog ñu jéem a indi benn solution waxtaan ak moom di ko décourager à ce que ni mu bañ a jox divorce gaaw te it nee na divorce pour mu am ñaar rek mooy tax mu am mooy que ni dañuy gis ne ku jëkkër gi dafa fekk jabaram di njaaloo maanaam nekk ak beneen góor wala it jabar ji gis jëkkëram di njaaloo maanaam aussi nekk ak beneen jigéen ku dul moom boobee nag bu amee dinañ jël li nga xam moo di li ñuy bind dañ koy bind benn lettre demande divorce bi yóbbu ko dañ koy yóbbu ba ci pape bi dañ ko koy envoyé mooy ki nekk Rome donc kooku moo ko war a signé te pour mu signé ko donc du nekk lu yomb. les catholiques yi mën naa jàpp ne duñ mës a divorce. gis nga dafa métti si ñun nag nekk na li nga xamante ne c'est fréquent maintenant suñu xoolee suñu jeunesse bi léegi instant bi soo gisee cas divorce bëri bi nga xamante ne naka doy na waar donc du coup soo gisee sax ñu ralentir des fois lettre beeg signature pape beeg yooyu noonu pour décourager déjà mariés yi ñu bañ a divorce déjà divorce moom kenn ñaanu ko yàlla. ñëpp sañ nañu soo marié woon en fait bëgg nañu soo marié woon tey mu bañ am benn problème divorce bañ ci am mais quand même loolu tamit tax na gars yi di ralentir signature bi di ralentir tamit lettre yeeg yooyu noonu pour bëgg nit ñi juboo en fait war nañu xoolaat tamit sëy bu baax a baax xool lan moo leen di jaxase xool lu leen di indil problème pour ñu bañ ko moytu ko bu baax bañ ci am ay kii daal. ci église yi voilà ci église surtout dañuy préparé wu avant ngay marié wu. préparation yi dañuy def ay enquête xool ndax famille ku jigéen ki wala famille ku gi d'accord nañ ndax am na li nga xamante ne war na mën a empêcher lii di sëy bi donc dañuy def enquête daal enquête bi nga xamante ne day tax nit ñi xam carrément kan ak kan ñooy sëy. xool fu mu jógee voilà pour éviter problème yeeg pour éviter séparation pour éviter nag su lu noonu. voilà waaw matériel tamit bu ñu seetloo tuuti am na ci tuuti wàll mais comme li ñuy wax rek sëy bi nga xamante ne dafa lalu ci li nga xamante ne moo di dëgg seen ci dara du ci wàllum matériel genre sëy yu bëri yu mel noonu dañuy daal di rek sauvé wu ci noonu nag la ñuy jàllee ci li nga xamante ne moo di rubrique top flop ànd ci Célestine. Conseil des ministres décentralisé loolu lu baax la même su dul woon loolu le président de la République c'est le président de tous les Sénégalais moom lañ yaakaar moom lañ fal tey soo gisee ñu fal ko pour mu defal ñu dara la kon nag moom su jógee sol dàllam ne damay approcher population bi damay def ay conseil des ministres palais rek du Sénégal palais gën a tuuti Sénégal ñoom foofu la ñuy daje foofu lay siéger foofu lay exercer mais population ci boppam fa ñu dëkk moom foofu la war a dëkk su mënoon a dugg buntu kër gu ne mu fëgg fa wala néeg bu ne mu dugg fa loolu day gën a am solo mais xalangu dajul suuf mënut a jaar fu ne mais comme li muy def noonu ne tey jii damay jël gox sangam jël géejuwaay ñun waa géejuwaay loolu suñu fierté la te géejuwaay ci laa bokk géejuwaay ci moom ci la bokk ci ñëpp ci la ñu bokk parce que population géejuwaay lu mu bon même su doon 2% am na ñu jóg sànnil ko carte votel ko te suñ koy votel du président Macky Sall moo tax ñu koy votel Sénégal moo tax ñu koy votel suñ koy votel yaakaar ci moom yaakaar goxu géejuwaay moo tax ñu koy votel suñ koy votel yaakaar ne un jour ou l'autre dina am benn même su doon 1% ci njëriñ mu def ko defal ko waa géejuwaay lu am sens mooy mu jege nit ñi xam seen mébét xam seen jàmbat dimbali leen te li muy décentraliser nii pour ñëpp la kon nag donc su ci ñëpp jàppee moom comme ni mu koy waxee su fa demee na xool li nga xam ne moo ëpp njëriñ xool li nga xam ne moo ëpp sens xool li nga xam ne nit ñi noonu la ñu gën a bëgg xool li nga xam ne tey jii lii góom la su ma ko fajee de ëllëg dina njëriñ waa géejuwaay mu dimbali leen si surtout sécurité mu sécuriser waa géejuwaay dimbali leen def ay poste police def fa lu ne loolu mooy njëriñu réew mi loolu mooy njëriñu décentralisation loolu mooy njëriñu conseil des ministres mais du ñëw rek wax suba ginnaaw suba ñu fàtte ko non non loolu amul sens. conseil yi mu jël yóbbu ko baale ñun lu ñu neex la mais nag li nga xam ne moom la ñu bëgg dëgg ñun jeunes yi Sénégal ak waa Balié dañoo bëgg mu dimbali ñu jàppale ñu xam ne liggéey amul réew mi metti na lool fi ne Balié xale bu góor boo ci gis mi ngi taxale mi ngi yor ñaari ceinture wala mi ngi yor benn peru dàll ngir bëgg a jàppale seen njaboot kon nañu jàppale ñu wut ay usines liggéey ci réew mi liggéey am na ci réew mi na jéem a xool nu muy jàppale jeunes yi pour ñu liggéey. jamono ji li ma gën a neex géejuwaay mooy fi mu ne nii comme ba maire Alioune Sall ñëwee géejuwaay ba léegi changement mu ngi am parce que canaux yi ñu ngi koy defar barrage yi même fi nga xam ne tey jii da doon am accident ñu ngi tabax ay doodaan même su dul foofu encore ñu ngi dugg ci koñ yi fépp am sécurité fi mu ne nii ba maire Alioune Sall ñëwee lamp yaa ngi tàkk fi mu ne nii moom géejuwaay yaa ngi commencé améliorer mais fas lu mu daw yokk ko dóor taxul mu taxaw mais mbir nag suy dem di dox da ngay ànd ak moom di dox waaw man loolu moo ma gën a neex géejuwaay mooy
li mu nekk di def ay lampe di defar canal yi di gas di waxi di suul di dimbali nit ñi su loolu su yàggee rek amélioration day ñëw. comme li ma la ko mën a waxee daal mooy insécurité moom am na ci banlieue bi du géejuwaay kese mais su lu ñu wax rek ñu ne géejuwaay insécurité parce que nit ki balaa ngay lekk da ngay am sécurité balaa ngay naan da ngay am sécurité balaa ngay solu da ngay am sécurité balaa ngay tëdd da ngay am sécurité balaa ngay nelaw da ngay am sécurité kon nag quelles que soient les raisons wala quelles que soient les conditions. ñu ngi lekk ñu ngi naan sécurité rek lañ bëgg moom la ñu wax ministre de l'intérieur maanaam bu ñëwee Guédiawaye. bu jumaa ni li ngeen def du lu rafet parce que client yi bu ñu bëgg a ñëw fii du ñëw parce que ñoom ñoo tax ñuy ragal parce que am na yoo xam ne buñ ko dund fii ci biir marché bi client du ñu ko ñëw te ñun ñi fi nekk liggéey moo ngi tax a jóg gëm suñ bopp luñ liggéey yóbbu suñ njaboot am na ñoo xam ne buñ dikkee fii nag ñoom di tafu gars yi di yóbbugal yóbbu luñ yóbbu di sàcc loolu duñ ko mën nag parce que client yi pour ñu ñëw duñ nangu loolu quoi loolu la ñuy bañ ñun dañoo gëm suñ bopp pour liggéey pour luñ yóbbu suñ kër boole ko jaamu yàlla bu jumaa nag moom bu ñëwee ci marché bi lu mu yóbbu lay ut affaire boobu nag moo tax client yi pour ñu ñëw du mën a nekk quoi loolu nag ñun moo ñu métti ñi amatu ñoom pexe dañuy génn marché bi ci feneen fu ñu dem waaye ñun am jom ak bàyyi suñu njaboot ñëw pour liggéey bu ñu yóbbu moo ngi tax a jóg quoi waaw waaye nag lu ñu def ñoom du lu ñu neex quoi buñ soñoon daal duñu nekk ci marché bi waaye li ñuy def moom moo ñu neexul mën nañ ci dara nag bu ñu amoon pexe boo xam ne ni yéen am nañ dañu gënal bu gën bu yumaan di ne fi yéen kuy nangu liggéey ak kuy nangu jaamu yàlla moo fi lañ bëgg mu ne fii quoi waaye buñ soñoon ñoom duñ fi nekk quoi parce que dañuy yàq suñu liggéey jeunes yi war nañ leen a mën a dugal ci ay centre yoo xam ne war nañ mën a jéem a fas jom jéem a liggéey quoi mais bàyyi teg chaîne bi toog ci bopp koñ yi xam nga matin midi soir nga nekk ci koñ bi nii war a dem am leneen loo defi te defi woo ko tamit quoi parce que boo xoolee yenn booy bëgg li ñu amul yëpp mooy ñi nga xamante ne dañuy toog wan ko war ko dem wuti wuñu ko seen morom am ko ñu bëgg ko comme moom nanguñ ko def léegi fan ngay mujjee mooy jël yëfu jàmbur man mi benn ci man sàcc nañ fa sama scooter xam nga et cetera sama yére leneen quoi mais loolu yëpp sant yàlla comme que yàlla moo ma ko joxoon may xëy dem di ko wuti di ñëwaat ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax quoi. flop top tey li nga xamante ne moo ci gën a fës di conseil ministre décentralisé. waaw délocalisation conseil ministériel bi nga xamante ne tey moom la gouvernement bi yóbbu ci banlieue bi déjà donc loolu gis nañ ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci banlieue bi rafetlu nañ ko trop ñoom gis nañ ne loolu c'est une première au Sénégal te ñu ngi ci jaajëfal Macky Sall kontaan nañ trop ci délocalisation bi nga xamante ne moom la tey état bi yóbbu fële ci banlieue bi. jigéen ñi ñëpp a mag ñi. yow mën nañ ne population Guédiawaye yëpp population Guédiawaye muy Pikine nag lépp li nga xamante ne mooy banlieue donc rafetlu nañ ko torop donc gis nañ li nga xamante ne am na ay baat yu fa jug maanaam yokk poste police yi wàññi insécurité bi nga xamante ne moo fay am chaque fois agression bi ñi nga xamante ne ñooy sàcc ñi nga xamante ne ñooy taxawaa si mbedd bi dem na ba nit ñi tamit gisuñu dara lu sàcc parce que amatuñu liggéey bu ñuy def gisuñu liggéey bu ñu war a def donc nit ñaa ngi toog ci grand place di daan ataaya di def naka sa lu noonu ak yooyu yëpp donc loolu yëpp am na ay mesures yi nga xamante ne gouvernement bi jël na ko pour loolu yëpp jóge fi tey waaw mu nekk yenn solution noonu mooy construction 4 postes police yi ma wax léegi ak installation lampadaire yi nga xamante war nañ ko def si rue yi rue Guédiawaye ak Pikine ak yooyu yëpp lépp yu banlieue. Adja yow mi nga xamante ne yaa ñu fa teewal sa équipe waa Grâce Matinée naka la insécurité bi mel foofu noonu yow mi nga xamante ne yaa fay yeewoo. insécurité totale moo fa nekk te lu ci gën a bëri mooy agression franchement nekk na li nga xam ne nii gars yi dañ koy dund lu bëree dañuy ñëw tey comme on dit toujours da ngay ñëw sa koñ romb sa bundu kër ñu agressé la foofu noonu te it li nga xam moo di nit ñi dañuy taxaw léegi nangu te kanamu ñëppay taxaw te kenn du ci mën dara mënoo ci dara parce que boo waxee kii yor na paaka tiim la boo waxee ñu ne non du ma sacrifier sama dund ndax kenn dafa nekk loo xam ne lu métti la ngay dugg oto di dugg ci car yi wala ci bus yi nga teg sa saak ñu njëkkante jël li nga xam ne moo nekk sa saak yóbbu donc bu nekk loo xam ne tey boo ñëwee it da ngay xam ne kii moo ko def ci koñ bi kii moo ko def mais dañ naan non comme que kii maag yaayam ñëw bokk natt wala kii mook sama mag ñooy ànd dama ko mën a yóbbu police loolu indi na problème bu bëri banlieue. doy na waaw bu nekkee ñi dañuy toog di xalaat naka la ñuy demee seen séminaire suba ñii di xalaat neen plan la ñu war a def ci seen niis ñii di xalaat naka la ñuy sàccee doy na waar mais ci wàllum agression yooyu xam naa di nga am benn reportage bi ñu defal ci wàllum agression parce que waxoon nga am nga benn agresseur boo xamante ne di ñu ko proposé xam naa prochainement lay doon inchallah dinañ leen proposé nga xam ne ñoom la ñuy dund ñi ko nekk actuellement ñi nga xam ne bàyyi nañ ko pour wan leen rek amul benn njëriñ. Célestine lan moo gën a wàcc ci li nga xamante ne da nga demee laaj ko Sénégalais yi. waaw man demoon naa tamit ba ci Sandaga bi. franchement donc bu ma demee Sandaga marché Sandaga gis nañ ne buujumaan yi lëmbee nañ dëkk bi torop nekk nañ li nga xamante ne moo leen gën a métti déjà donc ñoom à partir de 18h
clients yi kenn mënatul jënd kenn mënatul jaay ñi jaay tamit mënatuñu jaay ndax lan parce que à partir de 18h gars yi ñëw dogaale clients yi nangu seen li ñu am wala agressé leen wala jam leen des trucs comme ça donc nekk li nga xamante ne franchement c'est un truc à déplorer donc état war na si jël ay jéego yi nga xamante ne donc dañ leen xool fu ñu leen mën a déguerpir ñu déguerpir leen foofu parce que ñoom defuñu fi dara ñu waxante dëgg sàcc lañ fi nekk ak leneen defuñu maanaam jéemuñu def li nga xamante ne sax dina indi benn apport wala jéemuñu def li nga xamante ne tey nañ ci suturaalu wala mun ci def li nga xamante ne di la leen amal njëriñ daal maanaam ut liggéey bu sew jaayantu yooyu marchand ambulant yooyu lu tax mënuñu ko def pourquoi ñoom seen avis mooy lan dem sàcc agressé jël lu nit moom ñëw toog loolu c'est très simple. doy na waar. Adja fii la ñuy tàggoo yow di la wax ba beneen ak lan nga ñuy indil semaine prochaine wala tamit surprise la comme Diarra. en tout cas daal li nga xam ne moom moo ngi toj Sénégal actuellement loolu lañ leen di indil bu leen ko raté benn yoon te ñu ngi leen di jaajëfal merci beaucoup. merci beaucoup à toi Célestine. merci également à la semaine prochaine inchallah. inchallah à la semaine prochaine beneen émission Grâce matinée ñu indil leen leneen ci biir rubrique yi ñu ngi leen di wax rek d'ici là portez-vous bien. benn waxtu ci bëccëg jot na fi ci Ndakaaru mbokk yi li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na jëne njiitum réew mi di le président Macky Sall wala dalloo ni ki tey ci ngoon pont de l'émergence di pàcc ba ca njëkk waaye la ko jiitu ni ki démb mu ngi doon dalloo lii di voie de dégagement nord muy nag liggéey yu am solo yi nga xamante ne sumb nañ ko foofu daañ ci dikk génn nu mu gën a yaatu ci biir xibaar yi Ousmane Sonko di wéy di ŋàññi yore ni nguur gi moom jàpp nañu ci élection référendum yi ñu génn daanaka lu ëpp wala mu jege fukki milliards ci suñ koppar lañ ci dugal kàddu yooyu uute ak la ci jëwriñ juñ dénk wàllu koom-koom réew mi xamle dinañ ci dikk ak yéen ànd ceeg gëstu ki nga xamante ne mooy Ibrahima Bakhoum di taskatu xibaar naka la jàngate génn ko keeru ko di Ousmane Sonko leen ci wàllu xibaar muy ñii di bàjjanu gox yi taxaw temm ngir ñu dakkal soxna yi nga xamante ni dañuy ñàkk seen bopp dañuy ñàkk seen bakkan jamono ji ñuy muccal daañ ci dikk yéen toftal ci lu aju ci wàllu lii di tàggat yaram muy nag coupe du Sénégal ñu koy waajal bu baax a baax dinañ ci dikk ak génn mbokk yi loolu gën a fës ci bopp xibaar yi yaatal gi léegi lay doon. mbokki ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu doore bi la jotaayu xibaar ak it njiitum réew mi di président Macky Sall war a dalloo ni ki tey ci ngoon lii di pont de l'émergence muy pàcc ba ci jiitu waaye li ko jiitu moom njiitum réew mi ni ki démb ma nga woon ci Guédiawaye doon dalloo liggéey bu aju ci voie de dégagement nord di VDN waaye it teg xeer bu njëkk mu aju ci juma ja nekk ca Guédiawaye ak it lii di hôtel de ville gox boobe loolee nag askan wi di ko rafetlu tertu nañu njiitum réew mi di président Macky Sall tertu bu jéggi dayoo ni ki démb ca Guédiawaye la woon ñu ànd ceeg kii di Abdoulaye Wadianga. njiitu réew mi Macky Sall dafa ñëwoon ca Guédiawaye ci cadre conseil des ministres décentralisé bu région de Dakar lu ni mel moo waral ba mu dem ca grande mosquée boobule gox ngir rek di fa def pose première pierre ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu tàmbali ndax ñu mën a defaraat boobule bërëb Macky Sall gannaaw bu mu defee jëf ju ni mel tax na ba tey jii lu doon askanu Guédiawaye di sàkku mun nañ gis ne daanaka dinañ ko def gannaaw bu mu defee boobule pose première pierre Macky Sall dafa wutali rek dem defi inauguration VDN bu section 3 VDN boobu nga xam ne ñu ngi ko tabax ngir rek ñu mën a yombal dem ak dikk bi fii ci Ndakaaru Njaay ñu ngi ci amal ñaari voies yoo xam ne dina tax ba dem ak dikk bi yomb waaye tamit ñu sécuriser zone yi nga xam ne la VDN bi jaar njiitu réew mi Macky Sall tamit dafa di amal benn pose première pierre ngir ñu tabax mairie bu yees ca Guédiawaye waaye tamit ñu jàpp ni njiitu réew mi amal na tukki nemmeeku ca hôpital Dalal Jàmm mu ngi xamle sax ubbite boobule hôpital ñu ngi ko xaarandi fii ak atum 2017 njiitu réew mi Macky Sall moo ko xamle waaye tamit ñu jàpp ni président de la république di Macky Sall askanu Guédiawaye tertu nañ ko.
Abdoulaye Wadianga muy xibaar bi ñu jotee ni ki léegi muy nag xam ngeen ni tey ñii di waa parti socialiste rawatina Khalifa Sall ak ñoñom fas yéene amal ab meeting jamono ji nga xamante ni njiitum réew mi fas yéene naa dalloo lii di pont de l'émergence ni ki tey ci suba lañ fa nemmeeku di ay jàppante diggante ñooñe di PS yi ak it ñii di takk der yi mu mel ni bëgguñu ñu amal seen boobee mobilisation ñenn ci suñuy ndaw demoon na amal seen bu liggéey mujj gi ñu jàpp leen waaye ci xibaar yi ñu jotee mooy ni bàyyi nañ leen di ay taskatu xibaar nekk ci kër gi di Ababacar Sadikh Top ak Adja Ndiaye leneen ci wàllu xibaar njiitum réew mi di président Macky Sall ma nga woon ni ki démb ca hôpital Dalal Jàmm doon saytu tolluwaay liggéey bu aju ci wàllu woowee nga xamante ne bëri na ci askan wa fa yeewoo di sàkk ñu ubbi loolee di hôpital Dalal Jàmm njiitum réew mi di xam ne ni fii ak njeextalu atum 2016 liggéey ba dana yàmb ñu ànd ceek Mansour Sow. lu ëpp juróom fukki milliards nag la ñu dëxëñ ci tabaxum l'hôpital bi ñu duppee Dalal Jàmm nag bokk na tey ji ci l'hôpital yu ëpp xarañte fii ci Sénégal ndax jumtukaay yi ñu fi def. nañ fi benn projet moo yoroon tabax bi ak équipement hôpital bi depuis 2003 mais amoon na ay gàllankoor nag yu bëri mais liñ ci seetlu daal xam nañ ne depuis wax dëgg yàlla 2013 2012 sax bi président Macky Sall excès defe naa joxe woon na ay instructions ne blocage yi daal fépp fu mu munti nekk premier ministre ak gouvernement bi nañu xool blocage yooyu nekk ñu lever ko. muy hôpital bi gën a rëy ci Sénégal rafet nag loolu tamit mu nekk lu nga xam ne dafa nar a changer complètement Guédiawaye parce que ñu bëri danañu yeewu léegi ñëw Guédiawaye ndax hôpital bi loolu nag dafa am solo ci dëkk ñun nag sunu mëbët mooy fexe ba hôpital bi nekk li nga xam mooy point bi tax ñu développer tout ce qui est paramédical pour fexe Guédiawaye nekk li ñuy wooye hub de santé. ci juróom benn weer yi ñëw yëpp lañ bëgg a def ba mu nekk hôpital boo xam ne yëppay dox du nekk rek consultation externe waaye dina am opéré yeeg yëpp dinañ ko fi mën a def ma bëgg leen wax ne hôpital bii rek am na lu ëpp sax fukki bloc opératoire kon xam nga loolu ku ko am di nga mën a opérer nit ñi bu gaaw te am na ay appareils yoo xam ne aussi dina def comme opération waaye duñu ubbi sa biir duñu ubbi dara. ñalu yees nag ubbeeku ci way tawat yi nga xamante ni nag dañuy ñëw di faju fii ci l'hôpital Dalal Jàmm ndax jumtukaay yu mucc ayib yi fi nekk di leen mën a tax sax ñu mën a paj mu mucc ayib ci biir centre bi nag am na ab appareil boo xamante ni sax day gaaw a càmbar li ñu duppee cancer du col de l'utérus te mu sonal bu baax jigéen ñi. bu weesoo loolu nag liggéeyal nañ bu baax ci lu jëm ci wàllu prise en charge urgence yi maanaam ñu gaaw a wàllu ñi nga xamante ni dañoo nekk ci jafe-jafe yi. li gën a am solo mooy service urgence bi nga xam ne am na fi daanaka urgence rek l'hôpital la te loolu mooy li ma doon wax toujours ministre de la santé nañu fexe ba hôpitaux yi di am urgence ndax sauver urgence moom buñ ko amee muy bu baax rek mën na sauver bakkan yu bëree bëri. hôpital bi 300 lits la. fu mu toll nii mais mun nañ ko yóbbu ba 500 lits am na espace bi ak lépp leneen li ci tegu mooy hôpital bi dafay positionné wu ci wàllu traitement cancer ci wàllu également xale yi ak seen yaay ci wàllu également urgence yi ku ne xam na tey jii hôpital boo dem nit ñi population bi li ñuy critiquer mooy prise en charge des urgences. cancer bi itam nekk na loo xam ne nit ñi dinañ ko toppatoo fii cancer du col de l'utérus léegi jigéen yu bari xam nañ ko wax nañ seet seen bopp waaye seet bi itam da ngay xool ne du cancer rek la ñuy seet dañuy seet itam loo xam ni soo ko bàyyee mu indi cancer kon yooyu yëpp dina am fii ak greffe rognon ndax xam nañ ne président de la république def na lu bari ci mbirum dialyse maanaam sotti deret yeeg yooyu changé ko pour ñi nga xam ne seen rognon doxul. l'hôpital Dalal Jàmm nag bokk na ci hôpital yi gën a xarañ tey jii fii ci Sénégal bu weesoo nag jafe-jafe yi nga xamante ni nag amoon nañ ko ci biig tega maanaam ubbeeguñ ko ba tey sax ndax ay yeex-yeex yoo xamante ni daa jëm ca jeexalu liggéey bi ndax partenaires yu bari yi nga xamante ni ñoo bokk liggéey bi centre hospitalier Dalal Jàmm nag ñu ngi ko tabax ci lu toll ci fukki hectares yoo xamante ni sax 26 000 mètres carrés yépp ay bâtiment ak yeneen infrastructure yi ñoo ci nekk. Mansour Sow ñu wax lu ñeel wàllu politique njiitalu Pastef du Ousmane Sonko mu ngi wéy di ŋàññi doxalinu nguur gi ni ki démb la doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi di xam le ni daanaka référendum yi ñu génn jar na ci kopparu xaalisu askan wi lu tolloog wala mu jege fukki milliards ci suñu koppar loolu uute ak la nga xamante ne moom la ci jëwriñ duñ dénk wàllu koom bi réew mi xamle woon mu mel ni moom Ousmane Sonko yamu ca ndax jàpp na ne ñaari fan ci weeru avril bi ñu jëm ci atum 2017 dootuñu jàpp njiitum réew mi di président Macky Sall
moo jiite réew mi lu waral mu wax lu ni mel ñu ànd ceeg kii di El Hadj Moussa Bey. ay càmbar loi rectificative bu yees ba ñu jàpp ca assemblée nationale ñàkk ko bi ci njëkk jëm rek ci koppar yi nga xam ne dugaloon nañ ko ci organisation référendum bi leader bu Pastef andi na ci ay leeral. bañ ko càmbaree jël virement de crédit yi ñu def yépp ci ay postes budgétaires yii ci ministère de l'intérieur pour l'organisation des élections yii ci direction générale des élections yii ci CENI ak yooyu Sénat bañ ko dajalee ñoo nga ci lu toll quasiment ci 10 milliards mooy li ñu waxoon ful nañ ko ñett ci ab référendum boo xam ne amul dara lu bees su mu andi ci réew mi. Ousmane Sonko yamu ci déclate na ci li jëm ci durée mandat présidentiel ci ab seetloom sukkandiko rek ci disposition yu yees yu ndayum atte jàpp na ne mandat wu président juróomi at dong la. Ablaye bi mu bëggee changer mandat bi dafa ne mandat bi jóge na 7 ans ñëw 5 ans waaye mandat en cours bi bokk ci moom sax muusoon na ba dugal loolu mais ñi loolu dañ ko ci dindi ba pare disposition transitoire yi nekkoon ci article 108 ñu effacé ko toute disposition transitoire est abrogée loolu nag boo ko déggee mooy tey mandat Sénégal ak bu munti doon mandat wu juróom at la. ci loolee sax njiitu parti politique bi moo ngi dànkaafu. ñun considéré nañ bu ñu demee ba le 2 avril président Macky Sall dootul président Sénégal mun na def forcing am toog mais acte bu mu posé acte anticonstitutionnel la te dinañ ko attaqué. moom Ousmane Sonko nag moo ngi ñaawlu te yee askan bi ci li jëm ci scandale bi ñu nemmeeku ci ay poñ yu am solo jëm rek ca na nguur gi di doxale suñu koom-koom. mu ngoog yamu ca moom Ousmane Sonko dëkk na ci lu aju ci wàllu koom ak mbirum ArcelorMittal mu jàpp ni am na la ci ñuul ndax ArcelorMittal yoroon nañu nguurug Sénégal ci lu tollook juróom-ñaar fukk ak juróomi téeméeri milliards wala boo ko juróom-ñaar fukk ak juróomi milliards ci suñu koppar la mu jàpp ni am na lenn la ca des yooyu koppar fan la dugg mu ci sàkk nguur gi mu leeral ci askan wi ci mbir moomee ñu teewlu ay kàddu. xaalisu Sénégal bi nga xam ne pasare woon nañ ko ci affaire Mittal ñu ne Mittal da ngay fay Sénégal 250 milliards ñoom ñu ñëw ne Mittal andi 75 milliards ñu baal la ci des te 75 milliards yooyu ba léegi 70 milliards moo duggagum moom la ñu gis ci budget bi nañ ñu wax 5 milliards yi des fu mu dugg muy benn. ñaareel bi société bu mel ni Ovidiu Tender nga xam ne moom la ñu jox ñaari teenu pétrole yi mujjee yi. moom nee na laaj nañ ko 42 millions de dollars muy lu ëpp tuuti 21 milliards yooyu fu mu dugg ndax gisuñu ko ci budget mais lu raw loolu am nañu fukki teenu pétrole ak benn yu ñu jox ay sociétés multinationales gouvernement bi dañu wax benn bu nekk ñaata la ci ñooñu joxe ci ban condition la ñuy définir ñooñu li ñu war a joxe ak loolu ñu joxe fan la dem ndax ñun gisuñu ko ci budget état Sénégal. kaddu yi nga xamante ne moom mee di Ousmane Sonko mu ngi ko yëkkati di ŋàññi yore ni nguur gi kii di Ibrahima Bakhoum di koy xamante ni xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu communication la mu jàpp mooy ni na mu koy defee uute nag ni ko ñenn ci woy politique yi di defee te it moom jàpp na ni baax na ku mel ni Ousmane Sonko di yëkkati yooyee kaddu ak i leeral jëmale ko ci askan wi ndax askan woowee war nañoo xam anam yi nga xamante ni noonu la ñuy yoree li nga xamante ni moom la ñu dénk nguur gi ñu ànd ceek Codé Ndiaye ci ay leeral. njiitu Pastef di wéy di amal ay révélation mu di ay scandale yoo xamante ni mi ngi koy nemmeeku ci nguuru président Macky Sall gannaaw ba mu fi waxee mbirum dette fiscale ñëwal assemblée nationale tey ji nag mu rek xamle ab marché gré à gré boo xamante ne nii nguuru Sénégal moom moo ko seq ak société bi di Envol Immo toll nag ci 9 milliards bu ñu sukkandikoo nag ci kaddu bi la spécialiste ci wàllu communication mbir mu ni mel lu ñu mën a rafetlu la. utal ak ñeneen ñi mooy utu fi ay mbooloo xam nga mbooloo yi mooy bon fay ay nit dugal ci ay kaar ñu ñëw di tàccu après boobu paree ñibbi wax la ñeneen ñi sax dañuy ñibbi ba pare xaalis la ñuy yàq rek jël seen xaalis bu fekkee ne boor boobu rek kenn ku taxoon mobiliser ñi fi jógoon Ablaye Wade amu fi woon donc moom mu doxale beneen façon léegi au lieu que muy dox di wooteeg léegi moom dafay waxam génne communiqué wala mu au journaliste ne leen nangam la muy wax ba léegi gisaguma kenn ko teggi benn yoon lañ ko jéem a teggi ci assemblée bañ paree ministre de l'économie et des finances si boppam demaat assemblée wax loo xam ne daanaka dafa dëggal li Ousmane waxoon. ci kàddoog bi les journalistes information yu ni mel sénégalais yi dañ ko waroon xam ba tax na Ousmane Sonko violé wul benn secret professionnel bu ñu sukkandikoo ci kàddoog spécialiste bi le muy liggéeyee la fay am ci ay information dafa am solo sénégalais yi soxla ko war koo mën a xam
ndax réew tamit boo ko yoree dina bonteanteeg waa réew mi bés boo amee ne kenn xam daf leen di feeñalal li nga xam ne moom leen di doxalee kooku faw nit ñi di ko may nopp waaye li mu wax lu am solo la sénégalais yi bëgg nañoo xam fu ñu leen jëmee dafa am ñoo xam ne dañ ñu ko diggoon ci wàllu doxalin dafa am ñoo xam ne dañ ko waxoon ne ji nii lañ joxle réew mi li fi nekkoon baaxul lii la ñuy def moom mu bëgg yoo ne tey jii li fi nekkoon day bu yeesul bu li fi nekk tey bu yeesul li fi nekkoon it lay gënu ko. inspecteur des impôts et domaines bi nag public ba nga ko xam rek ci mbirum dette fiscale bu assemblée nationale mu xamle woon ne assemblée nationale du ñu fay l'impôt benn yoon loolee nag amoon coow bu bari bu ci topp tey jii nag mu def yeneen révélation mu mel ni bu ñu sukkandikoo ci kàddu spécialiste communication bi bile méthode mën nañ koo méngale ak rupture lu jëm ci naka la ñuy defee opposition ci rang politique gi. Codé Ndiaye ñu wax ci leneen mu aju ci wàllu wàccaayu élection jëm ci chambre de commerce bu Dakar nga xamante ni jamono ji ñu ngi ci waaye ñi fare ak Serigne Mboup nekk candidat ci yooye jongante ñoom daanaka jamono ji kontaan nañu ndax la ñu jàpp mooy ni complot dañ ko nekk di nas diggante état bu Sénégal ak ñi ñuy woowee patronat jëm ci fexe écarter seen leader boobee loolee la ñu jàpp ni duñu ko nangu la ñuy sàkku ci nguur gi mooy mu fexe réforme ya mu engagé ñu fexe waxtaane ko ci ni mu gën a yaatoo ngir laataa ñoo jëm ci mbir moomee tey te si yemuñu ca ñu ngi sàkku ci ñu fexe ñu daal di auditer kër googee di chambre de commerce bu Dakar laata ñu amal yooyu réforme ñu jàpp ni ci xeex bi daañ ko wéyal ba sax bu jaree ñu sàkku ñi di waa OFNAC ñu dugal ci seen loxo daañu ko def ñu teewul ci kàddu kenn ci ñoom di Birane Yaayawan ci micro suñu ndaw di Adja Ndiaye. lu ñu ragal mooy réforme yi ñu proposé parce que réforme yii nii dafa am duñ ciblé te kuñ ci ciblé du kenn ku dul Serigne Mboup boo jëlee ci réforme mu ne tey président bi war a nekk ci chambre de commerce et de service bi war a ñëw dafa doon président boo xam ne dafa war a jàng donc jàng war na mën a bind làkk kàllaama réew ma mooy tubaab dégg nga mën a bind mën koo wax loolu nag bi ñu waxee dañu war a Serigne Mboup lañu ciblé ñun loolu même Peter Botha ca apartheid même Marine Le Pen ca France man wóor na ma du defee noonu pour nga singale kenn ne ko tey yow doo opérateur dañ la ciy génne mais loolu dafa sax yenn wut maanaa te ñoom 5 organisations patronales yëpp ne dañoo bëgg a xeex Serigne Mboup bu fekkoon ne ñoom dañuy woote organisation patronale lañu bu fekkee dañuy woote ñoom ay opérateurs économiques yu dëggantaan mais ku ci nekk war ngaa mën a présenter benn candidat. ñun daal pare nañu lii nag def ci structure bi ñun di ko waaj a valider par état bi ñun pare nañ ci liggéey ba pare ne leen ay ca leen bu ngeen bëggee concertation ñun jàppale président mu am émergence lañ bëgg mais bu ñu président woowul ne kaay leen ngeen xelal ma wala kaay leen ñu pencoo mbir mi parce que président ndey ji seex la njaaxaanaay la war a tëddee. mu ngoog nekkoon kàddu Birane Yaayawan bokk ci ñi fare ak Serigne Mboup di candidat jëm ci élection di chambre de commerce bu Ndakaaru lenn ci wàllu xibaar ki xam ngeen ni fii ak juróomi weer daañu amal ay élection présidentielle ca Gambie ñii di waa article 19 amal ab ndaje ni ki démb jàpp ni faaw kii di Yaya Jammeh ñu dakkal anam ñi nga xamante ni noonu lay doxale ci réew moomee lu ko mooy mëne suñoo jàpp ni élection yu dëgmal dana leex te it yemuñu ca la ñu bëgg mooy ñu topp kookee di Yaya Jammeh ci crime contre l'humanité te it ñu dàq ko ci kuréel bi di CEDEAO ñu ànd ceeg Abigay. article 19 ak Amnesty International ñu ngi ñaan ngir ñu dàkk réewu Gambie ci CEDEAO bu ñu sukkandikoo ci kuréel yooyu di sàmm ak yelleefu doomu aadama Yaya Jammeh weggul benn yoon lii di charte boobu institution. na ko CEDEAO dàq ndax association quartier sax soo fa bokkee da ngay respecté ay règles. kon charte bi CEDEAO teral ci wàllu élection su ko mënul respecté nañ ko ndax ñu gënd ko ci. réew Gambie nag jamono ji jéggi na dayoo gannaaw ba juróomi weer dong desee ngir ñu amal jongante njiitu réew ma muy nag anam yoo xamante ne mënuñoo am résultat yu mucc ayib bu ñu sukkandekoo ci article 19. élection yi mooy loolu ndax élection bi ki ñu tëj nii tey moo bureau bi yëpp ñooñu ñooy deuxième partie ñooy première partie d'opposition dëkk bi donc après parti moom mooy parti bi gën a mag ñu tëj ko léegi résultat élection yi naka la mën a joxe. électeurs yu ñooñu naka la ñuy def résultat yi na si nar a génn mënul baax mënul bu Jammeh gagné tamit ndax moo nar a gagné bu gagné tamit amul benn légitimité bu gagné warul gagné
bu gagné dafa tappale bu gagné parce que tegul ay règles yoo xamante ni bu ñu joué woon nuñ ko war a joué dina gagné dafa tricher dafa tappale ak règles yi mu teg du justul baaxul kon ku joué contre moom tamit da ngay perte rek. ci ay kàddu maître Assane Dioma Ndiaye Yaya Jammeh dañ ko war a topp ci ay crimes contre l'humanité. En Gambie. ca Gambie la fa xew mun nañ ko xayma rek ci ay téeméeri teg loxo yu ñu nemmeeku yoo xam ni dëppoowul ak yoon loolee rek mun nañ ko gisee ni ab crime contre l'humanité te boolewuñu ci faat bakkan yi nga xam ne jot na koo def te tegu ko ci benn fànn rax ci dolli li jëm ci mettital ya ñu nemmeeku ne mu ngi koy teg ay doomu aadama loolee rek buñ ko tënkee toll na ci juróomi crime contre l'humanité yoo xam ne mun nañ ko jàppal njiitu réewu Gambie di Yaya Jammeh. Retenir contre Yaya Jammeh. article 19 ak Amnesty International ñu ngi ñaawlu taxawaayu réewu Sénégal ci mbirum Gambie ba tax ñu koy ñaax ngir mu jébaane mbir mi ci instance internationale yi. mu ngoog Abigay ñu ànd bi la yoon ak ñii di bàjjenu gox yi woote ab mobilisation bu takku ci askan wi ñu fexe taxaw xeex maanaam ñàkk bakkan gi nga xamante ni ñu ngi koy nemmee ko ci soxna yi jamono ji ñuy muccal waaye ci tout tànk yi wala liir yi ñoom loolee seen bébét mu mel ni woote googee tàbbul ci nopp ñi nga xamante ni dañoo tëx ndax bëri na ci ay entreprise yi woote boobee maanaam woote googee ngir jàppale leen ci programme bi nga xamante ni jàpp nañ ni baax na ñu jëmmal ko ci réewum Sénégal ñu ànd ceek Ndeye Fatim Lo. programme bàjjenu gox bokk na ci lu wàññi limu nit ñi nga xam ne dañuy faatu suñuy wasin wala ñi nga xam ne dañuy juddu rek faatu rax si dolli tax na ba tey ji askan wi gën a xam ak it gën a jëriñoo këru docteur yuñ fi teg ci wàllum santé bi jëm ci wàllum njur gi waaye pour programme boobu mën a yàgg faaw mu am partenariat public privé. sunu rôle mooy nekk ci diggante ñiy faj ak population bi ngir xamal leen yee leen ànd ak ñoom ci li nga xamante ne mooy seen bëgg-bëgg ci li jëm ci wérgu yaram yaay ak doom kon nag tey si tey dañuy tàll suñu loxo di wax privé bi nañ ñu jàppale goo xamante ne amul fu mu yem. naam sax mën na yàggal programme bàjjenu gox bi wante partenaire public privé bi tamit mën na ñoŋal système de santé bi. te wérgu yaram askan bi dafa laaj ñëpp dugal seen loxo wërsëg bi ñu am mooy secteur privé. ñoom dañ ci bëgg dugal seen loxo tey jii li amoon solo lool mooy wone ci wàllu centre de la reproduction mooy lii bàjjenu gox yi liggéey. ab woote boo xam ne tànkam lu wuñ ko ndaxte yenn ci këru liggéeyukaay privé yi fas yéene nañ si dugal seen loxo. manqué na ay cases de santé manqué na ay postes de santé manqué na ay hôpitaux te loolu pour tabax ko dafa laaj xaalis dafa laaj koom. ñun ñoo ngi feddali encore une fois suñu disponibilité ak suñu volonté accompagner pouvoir public yi. bàjjenu gox yi am nañ wàll gu am solo loolu ñoom ñii di ay volontaires soxla nañ secteur privé bi ngir mu jàppale leen gunge leen ba ñu mën a matal seeni mission ba ñu mën a bokk ci li nga xam ne day xeex faatu soxna yeeg xale yi ak ndaw ñi nga xam ne mën nañ ko moytu. Ndeye Fatim Lo jëwriñ wala boog ministère bi ñu dénk wàllu napp gi lëkkaloo ak partenaire am bu mel ni USAID amal ab lël ni ki démb mbébéte mooy fexe daal di valider plan bu aju ci maanaam xeex conséquences yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci coppite xaalam beeg jaww ji nga xamante ni mënees naa indil ay jafe-jafe lu aju ci wàllu napp geeg ya ca aju ni ki démb la woon ñu ànd ceeg Aïssatou Diop Tall. ndaje mi boole ministère bi yor wàllu pêche maanaam wàllu géej gi ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu jaww ji nag liñ ci jublu mooy valider li nga xamante ne mooy plan national adaptation pêche ak wàllu changement climatique bi ci document bi ñu nar a joxe nag ay jafe-jafe yu nga xamante ne moo nekk ci gestion environnement jël nañ ko ci en compte. ñàkk a bàyyi xel moom mënta ne parce que li nga xamante ne day ñëw dal sa kaw nga koy gis tout le temps ñu ciy wax loolu soo ko sooraalewul rek c'est parce que da nga dëkkul Sénégal mais instant yi nii problème mu askan wi yëpp la léegi ñun ministère de l'environnement comme ni nga ko waxee ñun kese mënuñ ko gérer parce que xam nañ ne question environnement dafa transversal dafa nekk loo xamante ne dafa laal maanaam ay secteurs yu bëri moo tax loolu dañ ko comprendre jël nag ñi nga xamante ne sectoriel di ci liggéey ñu xëcc leen ñoom ñëpp ñu mën a ñëw ñu booloo pour génne information yi nga xamante ne ku nekk moom nga yor. li ñu naan plan national adaptation pêche nag ñu ngi ko tàmbali woon ci weeru septembre ci atum 2015 boobu ba léegi nag ñu ko taxawalee li nga xamante ne mooy plan bi boole na ci ñëpp ñu nga xamante ne war nañ ci mën a yëngu génne askan bi ci jafe-jafe yi. plan boobu nag dafa am solo ci napp gi donc plan boobu nag dafa dajale ay nit yu bare ñu ngi wax plateforme mu dajale ay nit yu bare yoo xam ni nit yu divers la ay jàngkat ñu ngi ci biir ay mool ñi nga xam ni ñoom ñoo concerné wu directement
ñu ngi ci biir. gannaaw bu ñu jeexalee waxtaan bi nag li nga xamante ni mooy plan national adaptation pêche ak li nga xamante ni mooy projet arrêté bi porté ci wàllu création plateforme pêche ak changement climatique nag dinañ leen valider waaye li nga xamante ni mooy feuille de route PNA pêche tamit dinañ ko présenter daal di koy valider. Aïssatou Diop Tall bu ñu fi noppee ci daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop de Dakar la ñu jëm ànd ceeg école doctorale bi doon amal ab ndaje jëm ci xalaat risques yi nga xamante ne askan wi dañ koy faral di jànkonteel naka la ñu mën a def ngir dimbal leen ci wàllu woowee muy ay borom xam-xam di ay spécialiste ci fànn wu nekk daal di amal ndaje mu ni mel muy nag ndaje bu ñu jàpp ni war nañ ko mën a wéyal am ànd ceeg yeneen ci ay borom xam-xam mbébét li mooy fexe ba askan wi mën a mucc ci risques yi nga xamante ni dañ koy faral di jànkonteel ñu ànd ceeg soxna Kaloga. am taxawaay ngir aar doomu aadama yi loolu tey ji mooy li gën a yitteel waa école doctorale daara bi ni mel taxaw ngir indi si ay saafara ginnaaw bi ñu jàngatee yi la jafe-jafe. fu lu muy def rek di ngi risqué buy lekk mi ngi risqué buy dox mi ngi risqué parce que des fois nga dox ba ci mbedd mi benn waaye dogalee la addu kalpe la nga bañ mu ray la dem yoonam nangu sa li nga yor bés bu ne ngeen gis ci média yi ay viol yoo xam ni dañ ay nit ñu feebar dañuy raye bu noppi jël. ay risque la yoo xam ne nit fi mu toll nii mënagu ci dara parce que nit dañ ko sax te nit ci boppam sax moom mooy indi liy tax nature bi ci boppam di wàññeeku di dara ci kawam parce que nit day defar wante nit aussi day yàq. ci jamonoy soppite yi ñu nekk góor ñi di gën di nekk ci ay risque ci gox yi ñu dëkkee doomu aadama yi war a mën a dellu ci seen xel ci gis-gisu jàngalekat bu mag bile. am ay lantinoor yooyu dañuy ñëw di taataan xam-xam. di ko yóbbu ci nit ñi loolu mooy politique université léegi te loolu manqué nañu. ñi seen xam-xam màcc ci alam bi li ni mel yitteel leen lool ñu jàpp ne war nañu sóobu ci ay xalaat yu yaatu ngir mën a jàmmarloog li mën a gàllankoor dundinu doomu aadama yile. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Soxna Kaloga ñu wax lu ñeel wàllu tàggat yaram xam ngeen ko wàccaayu coupe du Sénégal nga xamante ni jàpp nañ ko ñaar fukki fan ci weeru sulet bu ñu jëm mu war a dox ci diggante Casa Sport ak NGB ñaari tari mu mel ni ay affiche yu rafet la bu ñu sukkandikoo ci président fédération sénégalaise bu football mu xam leen ni boobee match ñu ngi ciy xaarandi spectacle waaye it match boo xamante ni dana wane xarañte tolluwaayu football réewum Sénégal ñu ànd ceeg kii di Ibrahima Fall. nekk jongante bu am solo ci finalu coupe du Sénégal bi ñu jàpp fanweeri fan ci weeru juillet ci stade Léopold Sédar Senghor njiitu fédération sénégalaise bu football xamle tembe ni yëf yi fas yéene taxawee. kuy suivre sport du Sénégal boo dëggee turi ñaari équipe yooyu rek yàlla jagale ñu année bi ñu am final bu mel noonu mën nga ne final mënu koo gën a rëy xëj na sax war na mun nekk final boo xam ne ci wàllu qualité jeu waaye ci wàllu ambiance tamit ak ci wàllu fair play. mën na daaneel final yu ñu mës a joué ci Sénégal yëpp. yombal njëgu billet yi ngir stade ba mën a fees te ñu jongante mbir yi ci jàmm mooy seen taxawaay tey. les tribunes des virages à entrée gratuite 500 francs pour toute la tribune découverte. Tribune couverte c'est à 1000 francs. Les annexes latérales sont à 2000 francs. L'annexe centrale à 3000. Et la loge présidentielle à 10 000 francs. te stade dina fees te dina am ñun tamit entre ñun ak Casa fair play. parce que suñuy naataangoo lañ suñuy xarit lañu te loolu mësul changé. stade bi dana fees dal lu ma ci war a dolli ñu nag waar Ñaari Tali ay xarit lañu kon fête bi fête ñëpp la. la ñu daan jagleel équipe yi ñu ngi koy yokk at bu jot lépp rek ngir gën a ñaax équipe yooyee. prix mi maanaam ci lu bare nit yi ñu ngi ñaan mu yokku ñaari at ci ginnaaw 10 millions la vainqueur bi doon am léegi yóbbu nañ ko ba 15 millions am nañu yaakaar ci année yi di ñëw. yóbbu ko ci montant bu gën a takku ba ay 20 millions 25 millions. fédération sénégalaise bu football di jeexal saison 2015-2016 am ci ay final rawatina Sirène bu Grand Yoff ak lycée Ahmed Fall bu Saint-Louis ci jigéen ñi. waaye finalu cadet yi diggante Ndangaan FC ak AJEL bu Tëngéej ñu jàpp ko samedi bi laata ñuy jongante yeneen final yi ci fanweeri fan ci weeru sulet ci junior yi Casa Sport ak Jaraaf waaye ci senior yi Casa Sport ak Ñaari Tali. mu ngoog Ibrahima Fall ci atum 1991 la ñu gëj a gis njiitum réewum Sénégal teewe final coupe du Sénégal waral ba Augustin Senghor mi jiite fédération sénégalaise bu football di woo njiitum réew mi di président Macky Sall mu teewe final bu ni mel ñu teewlu ay kàddoom. trophée coupe du Sénégal nag ñu ngi ko jagleel ki nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko tànn pour mu jiite suñu réew muy le chef de l'État président de la République donc lu trophée rëy fii ci Sénégal lu mu am maanaam luñ ko jagleel maanaam récompense yu rëy ay prime mënul
am jëmm bu rëy coupe du Sénégal parce que jëmmu chef de l'État mooy jëmmu askanu Sénégal yëpp. bu fekkee ne mën na defar jotam ba mu xaj si mu ñëw teewee final boobu parce que tey defe naa final boobu réyal na boppam ba pare mais moom bu ñëwee dina ko jox beneen dimension te dina nekk loo xam ne lu rëy la ci xolu ñi nga xam ne ñoo bëgg a football parce que ay jamono ci ginnaaw dañoo baaxoo woon suñu chef d'État di ñëw suñu final. ci yeneen réew itam gis nañu yenn chef d'État yi nañu ñëw. nam nañu jëmmam tam teew ci stade bi mu ñëw en communion avec les acteurs du football te bu loolu bu ko defee defe naa dinañ ko teral boo xam ne moom si boppam dina kontaan. nee nañu depuis 1991 la amoon mu doon président Abdou Diouf ñëwoon stade moom mu dekkalaat ko. mu ngoog di acteurs yi yëngati ci wàllu